ni nga mel ak traditionnel xam naa ne réew mi xamuñu ko waaye man xam naa ko ndax maama la yar ah. Kals maa ngi lay nuyu. ah maama la yar di nuyu auditeurs yu rajo King FM. ak internet yi ñuy topp ci www.kingfm.sn. ndeysaan di rafetluwaat bu baax a baax ànd ak yow ci jotaayu 9-11. bëgg naa jotaay bu mel nii sax maak yow boo xam ne dañuy waxtaane démb. waaw mën naa nekk de. waaw bëgg naa ñu waxtaane démb maak yow parce que xam naa ni am na loo ci xam. waaw bariwul de waaye xanaa luñ ci jot a gëstu rek xam nga doo gonek taax. waaw loolu dëgg la te boo nekkul gonek taax da ngay xaw a xam démb tuuti. waaw xam nga Modou Fall fi mu ne nii boo ko yóbbu woon tool da nga koy sonal de. waaw bari na ci gars yi de. waaw ay ñoom Papa Jaxate yi. soo ñu yóbbu woon tool ñu toog xaar la de. ayca ginnaaw buñ la boy town lañu. waaw gis nga ginnaaw buñ la nuyoo ba noppi ci suba si balaa ñoo dugg sax ci actualité bi nga xam ne moo jëm ci yi ñu war a waxtaanee xanaa delluwaat rek di ñaanalaat ki nga xam ne moom la ñu xëy barki démb te ngeen koy dégg noonu ci suuf muy Mame Samba Diabaré Samb génnuk àddinaam ndeysaan di ma fàttali bi ñu ñàkkee El Hadj Ndiaga Mbaye naka noonu la ko réew mi jooyee woon moom it defe naa ni culture Sénégal dina ko jooy. culture Sénégal dina ko jooy ndax kàngam la woon bu mag a mag ci lu muy def. te it daanaka dem na ba gën a jiib nekk mag fu mu defee li mu doon def rek ñëpp dañuy kontaan. ndax nag yàquwul ku dund juróom-ñeent fukki at ak juróom. muy 95 ans. daanaka kooku moom daan mën nañoo wax ni dund na ba doyal. ndax fi jamono ji toll nii moom dund lu toll noonu Kals daanaka yombatul. léegi nii rek maa ngi liir ci l'Observateur waxtaan bu yaatu boo xam si seqoon na ko ak moom laataa mu fi bàyyeekoo. muy wane ni daanaka li nga xam si moom la. ñoo xam si dañuy yëngu ci wàll wi da leen di dal lu bëree bëri muy wàllum jigéen ak wàllum tux ak wàllum yooyu yàlla da ko cee dimbali woon bu baax a baax lépp nag li ko may mooy jege gu mu jege woon njabootuk El Hadji Malick Sy koo xam si daanaka da leen doon déglu bu baax a baax te tamit nee na li mu doon def téréwul à chaque fois rek bu demee sax ba yenn yi daanaka xam nga métier mi léeg-léeg boo demee ba tàng rek da ngay bëgg a def yenn yi nee na moom bu demee ba xelam nekk ci yenn yi rek day xalaat li ko xam si moom la ko Serigne Babacar Sy waxoon bu ko defee rek day daal di dalaat ñëwaat te loolu noonu yaakaar naa may na ko lu bëree bëri ci dal gi mu nekkoon nee na tamit bu fekkee ni am na loo xam si metti na ko lool moo di nekkin gi nga xam si nekkoon na ko ak ay soxnaam dem ba ñàkk leen ci fàttali moom amoon na ñaari soxna moom El Hadji Samba Diabaré Samb waaye tamit seede yi nga xam si rek ay doomam defal nañ ko ci mel ni yaayu Aïda Samb mi nga xam si bokk na ci ñi gën a ràññeeku ci ay sëtam way na ko moom am nañ ko keroog suñu ay antenne amoon nañ ko invité et tout man di ci ay seede yu am solo moom tamit wax na ci moom ay seede yu bëri bëri yaay Aïda Samb rek li mu wax daanaka doy na nee na ñoom seen papa defal na leen lépp te ci ak fàttali même bu fekkee ni tamit feebaroon na maanaam feebar bi demeewul noonu ndax 95 ans ku ko am daanaka sa feebar mooy nekk mag te amul benn hôpital boo xam fa la décédé wala dara biir këram la génn àdduna gu sedd bu nu sukkandikoo ci ay njabootam ba fa nañ ko jële ci ndigal tamit ni mu baaxoon di def ndigal loolu li koy tekki moo di li ko yóbbu Tiwaawoon bokk na ci ndigalul xalif général des Tidianes di Serigne Babacar Sy Mansour am na solo kon mën nañoo jàpp kàddu yi nga xam ne président Youssou yëkkati na ko keroog ne Samba Diabaré Samb référence la Samba Diabaré Samb référence bu mag la Youssou Ndour wax na ko ba pare tamit wax lu daw yaram jaarale ko moom tamit ci compte Twitter am comme ni ko président Macky Sall waxee président Macky Sall tamit bi mu déggee xibaar bi daanaka lu mel noonu moo ay kàddoom ak kàddu Youssou Ndour sorewuñ bu baax a baax ñàkk nañ kàngam ku mag mokkal li mu doon def dem na ba pare tamit référence dem na référence ku bokk ci taarixu Sénégal parce que référence mënul passé nga mën li ngay def ba pare lépp nga tegoon ko ci yoon mosoo ñaawoo ak kenn loolu rek doy na référence kon woy wi rafet na ñi ngi koy ñaanal bu baax suñu borom xare ko àjjana naka noonu ñeneen ñu ma rejoindre ci studio bi Pape Madiakhaté ak Mamadou Fall dëgg la suñu maam la waaye dañoo màggandoo ak ay wayam bu ñu déggee xalam rek suñu xel ci Samba Diabaré Samb lay dem ci El Hadj Ndiaga Mbaye lay dem daan nañu bokk sax ay jotaay yoo xam ne ñoo ko daan defandoo ensemble te loolu di loo xam ne ci taarixu Sénégal la bokk raison pour laquelle ma nuyu ci Pape Madiakhaté mi ci studio bi Pape Madiakhaté na nga def sant alhamdulilah maa ngi lay nuyu xalam gi tooy na tey ci suba de waaw xalam gi c'est normal parce que ki Sénégal ñàkk moo toll noonu kilifa gu mag la bu ñu tuddee musique fii ci réewum Sénégal
rawatina ak wàllum xalam ak histoire xam nga dafa yoroon étiquette yu bëri. Griot la woon tàggkat la woon mais en même temps historien la woon. musicien la woon artiste le complet. donc Sénégal dafa ñàkk kilifa gu mag comme ni ko sëñ Saliou doon expliquer léegi te ñëpp nangul ko. loolu lu xam ne la il faut ñu taxaw ci mënuñ ci woon bañ a taxaw rafetlu rek li nga xam ne jiitalee nga ko ci li nga xam ne mooy waxtaan wi parce que Samba Diabaré Samb moom monument la icône la ci réewum Sénégal xanaa rek lenn lay jàpp dañuy faral di wax ñu ne mag moom boo ko ñàkkee rek c'est une bibliothèque qui brûle waaye keroog professeur Massamba Gueye mi nga xam ne fan yu weesu ñu ngi doon waxtaan ak moom fii daf ci wax lu am solo mu ne moom jàpp na ne li nga xam ne moom mooy li Samba Diabaré Samb amoon moom gëm na ne réerul ndax laata mu fi bàyyeekoo daan na ko jot na ko partagé ak ñi nga xam ne ñoo di ndaw ñi ak ñu bëri ci ñi nga xam ne ay artistes lañ donc moom jàpp na ne donte Samba Diabaré Samb làqu na waaye bibliothèque ba nga xam ne yoroon na ko mu ngi fi ba tey mi ngi fi ndax partagé na ak ndaw ñi boo xoolee Aïda Samb tey xam ni référence am dëgg mooy Samba Diabaré Samb kon day wéy di des ci xel yi peut-être un autre beneen kàddu rek jógee ci Mamadou Fall ci ki ñuy rendre hommage ci suba si nii balaa ñoo tàmbali waxtaan wi muy Samba Diabaré Samb. Kaldo di nuyu ñëpp di nuyu auditeurs yi di la nuyu man damay référé wu ci l'observateur c'est-à-dire titre bi tënk na lépp confession intime d'un immortel c'est-à-dire Samba Diabaré Samb immortel la defe naa ay wayam du fi dañ ñu tracé nag li nga xam ne moo di portrait am boo ko dee xool moom ci dundam bi fa wàll su demee da leen ni rek ki nga xam ne moo di Mouhamadou Mansour Sy mooy référence am moo ko yar moo tax boo xoolee succès bi nekkul ni ñuy wax il avait toujours la tête sur les épaules succès këfu ko benn yoon te malgré lu muy def li nga xamante ni moo di musique traditionnelle dafa nekk li nga xamante ni rek dafa àndoon ak ay valeurs mu nekk nag le baobab également de la tradition orale parce que li mu doon def ci taarixu Sénégal la doon xamle ànd kook xalam Youssou wax na ko ni ma leen doon inspiré c'est-à-dire ñu inspiré ay waykat yu bëri yu nouvelle génération mais ci dundam boo dee xool gis nga Kalze gëm yàlla rek a wóor. wallaahi Samba Diabaré Samb gars yi mën nañu dem jël l'Obs bi ñu lire ko parce que Mortala quand même def na ci un portrait poignant. jërëjëf ci publicité bi waaw boo dee xool bu mu lay expliquer ci dundam maanaam denc na ñaari soxna yu faatu bi muy am fanweeri at ak ñaar kon ci la njëkk denc soxna su ñuy wax Sali Ndiaye boo dee xool sëy bi yàggul. mu jëlaat ki nga xamante ni kon moo di Aïda Mboup nekk benn parente ci soxna Mboup Ndour di kon yaayu ki nga xamante ni moo di la méga star Youssou Ndour ak nekk turandoo kon ki nga xamante ni moo di Aïda Samb ci wetu kon kooku la Samba Diabaré Samb kon faatu mais boo dee xool ñaari soxna yu mu denc ci diir gu gàtt ñu faatu te teewul mi ngi doon wéyal musique am Mortala jàpp ni sax ni xëy na loolu mu dund mu nekk métit moo tax mu amoon benn airu mélancolique xalam bi souvent da la daan jox benn air bu triste mais li ñuy wax rek ci Samba Diabaré Samb di ko wax ci mag ñëpp Kalze dañ daan xool mag ñi dañ daan def musique mais bu ànd ak valeur te da daan ànd ak valeur dañ doon ancré ci li nga xam te ni moo di yarunu société bi ni ñu daan yaree mag ñi dañ daan am ay référence dañ daan am ay magu diine yoo xam te ni ñoo daan nekk seen référence musique bu am njëriñ ñoo leen di yar tey jii man dama jàpp ni xale yi kon jot na nag ñu inspiré wu ci maam Samba Diabaré Samb am na solo inspiré wu ci Ndiaga Mboup inspiré wu ci ñëpp ñoo xamante ni musique nañu mais yàquñu ko ba ni ñu leen di joxee li nga xam te ni moo di flambeau bi jërëjëf loolu mooy kàddu yi nga xam ne moom la ñu ubbee jóge ci rédaction bu King FM ay xale yi wax nag bu leen foog ne ay pa ñoo doon wax ay jeunes ay xale yu ndaw a doon wax ñoom Pape Madiakhaté ak Serigne Saliou Seck ak Mamadou Fall seen xam-xam la ñu nawloo rek kàddu yu rafet lool te bu la mag yaree day am looy jël xam nga Pape Madiakhaté nag ak Mamadou Fall ay boy town lañ mais Serigne Saliou du gonek tax moom maga ko yar moom it waaye kàddu yu rafet na ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax ci ni ngeen ubbee ci Samba Diabaré Samb mi nga xam ne moom lañ doon rendre hommage waxtaan wi nag tey dañ koy tënk ci ñaari ponk bi ci njëkk mooy danañu waxtaanee li nga xam ne mooy Masalikul Jinaan di actualité boo xam ne réew mi ngi koy waxtaanee arrivé wu suñu xalif des Mourides muy sëñ Muntaxa mi nga xam ne moo yegg si démb ndakaaru am air bu neex boo xam ne nii ci ngoon gi sentir nañ ko ba ay ndox sax xaw a dal tuuti loolu rek di wane kilifa yi nga xam ne am nañ ko ci réew mi ba tey te ñu ñuy aar démb bi mu yegg see yaakaar naa ndakaaru yëpp a yëg ñëwam bi nga xamee ni yegg si na
dinañu waxtaane inauguration boobu nga xam ne ñu ngi koy waajal ajuma ji waaye it dinañu waxtaane loo xam ne mi ngi xew Géejawaay man nag Géejawaay cas bi ci laay tàmbalee sax nag ñu waxtaanee ko tuuti mais dafa xaw a doy waar c'est-à-dire que man à la fin ñu ngi koy foowee di ko waxtaanee ñii di wax ay waxu dragon fii xam naa ne bu dragon duggoon ci réew mi dina doy waar Ndiaye dragon ñii di wax leneen ak leneen mais man aspect bi ma ci gën a amal solo mooy sécurité bi ak ña fa dëkk tey suba damay waxtaan ak kenn ma ne ko mais lu leen teree dajji kër gi benn yoon mu jeex c'est-à-dire que état bi am na doole yi dajji kër gi mu jóg bu fekkee dafa yàqu ñu tabaxaat ko joxaat ko borom man je pense que il peut y avoir une solution mais négligence dafa mel ni da cee xaw a am tuuti danañ ci jokkoo ak Bécaye mi nga xam ne moom dafa fekkee fay début à la fin bokk na sax ci njëkk a dénoncé li am foofu à Guédiawaye dinañ ci ñëw ci kanam mais déjà ban jàngat Serigne Saliou ngeen di def ci situation bi xew Guédiawaye. waaw je pense que mbir la moo xam si war nañ ko lijjanti ndax nag yàgg na fa dafa fekk ni rek jamono ji lañ ciy soog a wax waaye loolu biñ ko dalee wax ëpp na ay weer ci ginnaaw lañ ko yàgg wax foofee ci Guédiawaye la précisément ca Las Palmas côté bala ngay agsi golf mu nekk mbir moo xam si dañuy wax ni dafa am lu fay riir dafa am luy riir ci foofu te yaakaar naa solution bi moom benn kase la mooy li nga wax mooy état bi jël ay responsabilités am jëlee fa kër googu ñu xool lañ moo fa nekk même bu fekkee ni sax bu paree da koy tabaxaat loolu da koy jar ngir sàmm kaaraange ñi nga xam si ñoo fa nekk te tamit li ci gën a am solo mooy ka fa nekk di nga xam si moo nekkoon ca biir kër ga nekk jàngalekatu alxuraan yaakaar naa kooku du waxantu moom nee na dafa am lu fay riir am na lu fa nekk ka ñu gis ko ak ñu bañ koo gis am na lu fa nekk waaw te kooku day jàngale alxuraan ay dongo la fa yore nee na nag moom que ñu gis ko ak ñu bañ koo gis moom li ko leer mooy am na lu nekk ci biir ndax dégg na ko budul benn budul ñaar te tamit instant ni nekkul yoon wala sax ngir sàmm seen sécurité ñoom duñ fa nekk loolu sax moo tax ba am na ñoo xam si jëlee nañ fa jóge nañ fa am fu ñu leen yóbbu wax yu bëri nag jóg na ci ndax waa ji ki ñuy wax Ndiaye Dragon la xam waaw moo nekk noonu waaw mi ngi noonu moom li mu wax nag leer na Kals nee na moom ci gis-gisam moom li mu dégg Dragon la nee na pour moom nee na déggu ko bët waaw gisu ko waaye li mu dégg muy direeku pour moom ci moom Dragon la voilà léegi nag gars yi ñu ngi koy caricaturer voilà di ko tooñ et tout mais lu ci mën di am daal moom ñi fa nekk li ñu xam ne moo di am na lu fa nekk am na lu fay riir am na lu gars yi nag bon autorités yi duñu defuñu seen liggéey ndax dem nañ fa xool nañ jëlee nañ sax benn expert bu nekk Parc Hann mu ñëw fa voilà mu def la tout moom tamit bi mu génnee nee na dara nekku fi waaw lu ci mën di am daal moom waa koñ ba nee na dara nekk na fa gars yi ñëwoon nee na dara nekku fa yaakaar naa solution bi moom benn kese la mooy ñu daaneel kër ga wax dëgg yàlla daaneel kër ga tabaxal leen feneen wala ñu defal leen fa kàmb boo xam dina leen leer ne instant yi nii fii dara nekk mais solution moom mën naa am waaw solution mën naa am waaw non solution weesuwul li Serigne Saliou wax mooy ñu daaneel kër gi parce que yaakaar naa bu ñu daaneelee kër gi mais bu ñu ko daaneelee te ñenn ñi ne jinnee fa ne nag waaw non mais xam nga tamit dafa am loo xam ne dafa dépassé cadre lu xel maanaam cadre lu xel mën a jàpp ak mën a nangu daal xam nga man cas bii nii au début sincèrement gëmoon naa en fait jàppoon naa ne vraiment waroon nañ ci mën a jug nag pour xool lan la parce que loolu noonu bu amee aussi ñi nga xam ne ñoom ñoo fa dëkk ñoom ñoo mën a xam li nga xam ne moom moo fa xew même bu fekkee ne mën nañ bañ a xam exactement de quoi il s'agit mais en tout cas ñoom signalé wu nañu ils l'ont bien fait ni ko suñ Sali waxee également force de sécurité yi ñëw nañ fa yabal nañ fa benn expert dugg na fa xool nañ seen conclusion mooy la fa nekk du jaan ñoom loolu la ñu jàpp loolu la ñu conclure maintenant ñi nga xam ne ñoom ñoo fa dëkk seen xel dalul je pense que lii solution bi mooy ña nga xam ne ñoom ñoo fa nekk ñoom nañu fa jógee ñu wutal leen feneen fu ñu dëkk kër gi bu ñu ko mënee daaneel ñu màbbal ko nañu ko màbbal bu fekk parce que man gisuma beneen solution bu ñu mën a def maintenant dragon la jaan la nit ñi lañ ci wax final bon man personnellement situation bi lan lañ ko war a régler lu dul loolu benn expert bu sax ay ci wàllu reptile sax voilà parce que dafa xaw a dafa nekk situation bu xaw a compliqué donc pour avancer ci leneen lu dul li nga xam ne moo ci jot a am day xaw a jafe daal waaw c'est compliqué Fall situation bi xëy na ñu ngi koy caaxaane mais ça peut être dangereux quand même non mais c'est déjà dangereux Kals boo dee xool loo xamante ni ci kër la nekk di yuuxu kenn mënu ko gis déjà nous sommes en Afrique gars yi dañuy jàpp ni xam nga ce sont li ñuy wax des esprits malveillants mooy mauvais esprit mën na fa nekk également boa parce que la thèse du boa moom lañ gën a avancé danañu yeew la bu fa nekk bu yàgg buy dox ci diggante kër yi te beew daan naa yeew daan naa dégg sama maam naan bu matee day yor yuuxu woo xamante ni doo xam léeg-léeg mu baw comme xaj ñun léeg-léeg mu def yenn yuuxu yoo xamante ni da lay jéem a jommal li nga xamante ni tamit moo di bar wala mbët
li tubaab di wooyee varan xaw ma. boo dee xool ñoom tam dragon lañ koy wax tubaab dragon de Kokomodo. de Komodo yaa ngi dégg bon parce que day am yenn taille yi peut-être Ndiaye dragon loolu la gis foog ni dragon la mais. waxul Ndiaye gisul. Ndiaye man peut-être ma ne loolu la foog xëy na Ndiaye dragon loolu la foog ba ni dragon la mais toujours est-il que Kals gis nga yu mel nii da ngay jël ay mesures yu gaaw yi mooy toxal waa kër gi toxal waa quartier bi ci benn périmètre et puis def ay recherche ba jàpp lan moo fa nekk loolu rek pour kaaraange askan wi pour kaaraange askan wi dañuy continuer waxtaan wi en attendant on écoute ça puis ñu dellu soit une page de pub rapidement ñu dellu si nag ak Ndiaye mi nga xam ne wala Fall mi nga xam ne mi ngi doon wax léegi ci wàllu dragon bi juste après dinañ jokkoo ak ki nga xam ne mooy également Bécaye depuis Guédiawaye mu wax ci ñun ci li nga xam ne moom moo jëm ci situation boobu xew ci Guédiawaye te boobook léegi ñu koy waxtaane. Ne bougez pas, c'est l'heure de la pub. lii mooy bëri maana yow tamit dangaa bëri maana rendez-vous en octobre. ca jërëjëf ñuy gërëm bu baax Tigo mi ñu àndaloon ci page pub boobu ñu dellu soit ak yéen ci li nga xam ni moom moo des ci jotaay bi si c'est bon Bécaye dinañu jokkoo ak moom c'est bon mën nañu jokkoo ak moom léegi may fàttaliwaat Bécaye moom mooy ki nga xam ne moom la ñu njëkk a dégg mu àddu ay kàddu jëmale ci situation boobu nga xam ne ñu ngi ko nemmeeku ca Guédiawaye boobook léegi muy mbirum ñii di wax dragon ñii di wax jaan mais li ci am solo daal mooy insécurité la ci ñi nga xam ne ñoo dëkk ci kër gi looloo tax mu intéressé ñu Bécaye nag gis nañu mu def ay sorties yu bëri ci taxaw bi nga xam ne taxaw na ko waa kër googu jëm ci imam bi ak njaboot gi nga xam ne ñoo fa nekkoon ñu déglu Bécaye en direct ci téléphone bi Bécaye ñi ngi lay nuyu. oui maa ngi leen di fay yéen waa King FM. ñu am mbégte bu rëy ànd ak yow ci suba si tey ci situation bi ñuy dégg Guédiawaye boobook léegi déjà bu ñu dellu suwaatee ci fee yi tuuti kañ la déjà mbir mi tàmbali parce que am na ñenn ñu ne démb gis naa ci réseaux sociaux yi sax ku ne kër gi moom ba mu koy abal imam bi ca ay jamono sax yëngu yooyu mi ngi fa woon c'est-à-dire que ça date depuis très longtemps mais kañ la ko population bi commencé bàyyi xel surtout yow mi nga xam ne am nga ci taxawaay bu am solo ba boobook léegi ñu ciy wax. waaw bon ginnaaw bu ma leen nuyoo yéen waa King FM ci rafetlu aussi seen taxawaay ci le fait que ngeen bëgg nit ñi xam mbir mi fu mu toll. bon balaa may yegg ci mbir mi aussi bon day rafet aussi ma gërëm organe de presse bi nga xam ne moom moo njëkk a relayer information bi te amuñu ci benn jafe-jafe mooy sunu organe de presse bi ñuy woowee Guédiawaye info te sama turandoo Bécaye Koundoul di ko gérer bon di gërëm aussi waa Sunugal 24 bu nekk Parcelles Assainies loolu dafay am solo parce que aussi ñoom ñoo tax mbir mi am tuuti bruit ba autorités yi xam ne effectivement ñoom war nañ taxaw population bi bon de passage Ahmed Aïdara aussi maa ngi koy remercier aussi ci taxawaay bi. dëgg la voilà léegi mbir mi daanaka ñun dimanche 15 septembre lañ gis sapeur pompier ñëw man nag ay 72 heures avant sapeur di ñëw man kër gi ak terrain bi bu ñuy waxee calcio fu ñuy footballee sorewul. matul sax 500 mètres dégg naa ci 72 heures avant sapeur di ñëw ay rumeur mais man personnellement demoon sur le terrain wax dëgg yàlla bon léegi le 15 mooy dimanche bi sapeur ñëw na fa vers 15 heures sapeur ñëw na fa def seen intervention def seen i ay vérification ba ñu leen woowee voilà léegi nag sapeur ba mu ñëwee ñoom def nañ seen i recherche ñu gis ne tunnel boobu ñu leen di wan noonu ci vidéo yi am na fa pax bu ñu fa constaté bu xóot sapeur seen weñ yooyu ñu yore ça fait plus de 10 mètres moom lañ jël dugal ko ci biir pour sonder pax bi ni mu toll bañ ko sondee gis nañ ne pax bi xóot na xóotaay bu jéggi dayoo léegi nag pax boobu noonu ñoom dañoo supposé ne moom moo correspondre ak néeg bi bruit bi di amee waaw parce que néeg bi bruit bi di amee mooy néegu imam bi ak jabaru imam bi ok ak son fils aîné bi nga xam ne ñaari néeg yi ñoo taxaloo mooy néegu jabaru maire bi ak néegu maire bi ak néegu xale bu góor bi ñaari néeg yooyu yëpp man dugg naa ci après gis naa ne day vibrer foofu sapeur ba ñëwee foofu ba gis ne fii nii am na bruit dañoo woo police Guédiawaye ñu indi leen ay lacrymogène ñu sànni ko foofu bañ ko sànnee foofu après dañoo ne dinañ dem fii ak ay quelques jours c'est-à-dire 72 heures après mooy le mardi buñ déggaatee bruit bi ñu woo leen noonu ñu astafurlah wax ñu sax ñu woo leen dañ ne ñoom dinañ ñëw fii ak 72 heures xool ba xam mbir mi ngi fi ba léegi ou pas
parce que liñ ci jubloon mooy buñ ko sànnee peut-être mu rey ko voilà léegi nag man personnellement ba ma toogee ba mardi bi ba nit ñi jox ma information yi ñu def yëpp procédure yi ñu def yëpp pour woo autorités yi nangam yooyu yëpp bon j'ai reçu les informations ma ñëw sur les lieux ma constaté ni sapeur war na ñëwul ci laa woo waa Guédiawaye info jox leen information bi ñu relayé ko le lendemain mooy le mercredi mu jàll tës ci même moment yi am na ay nit ñu woo sama kilifa bon xaw ma nag ndax dinaa ko mën a jàllale ou pas monsieur Gomis sama papa la ñu woo ko ne ko sa doom ji mi ngi xas autorités yi nangam bon loolu moom def naa ne ay kii woon parce que man du ma genre boobu voilà bon nit nag matul man je trouve que je me suis bien comporté ok ba mu ñëwee ci loolu nag après ci la autorité locale yi commencé ñëw mooy délégation yu jógee ci mairie commune bi yu à l'occurrence yu Aïda Sow Diawara ñëw pour jéem a xam nu ñuy def ba situation bi réglé loolu aussi dañ koy rafetlu parce que ñoom def nañ li ñu war a def voilà léegi nag ñoom bañ ñëwee le mercredi Aïda Sow Diawara moom si boppam ñoo dafa ànd ak sous préfet ñoom man maa leen gungee ñu dugg ba ci néeg bi ñu dégg bruit bi Aïda Sow Diawara dafa arrière laajte est-ce que fii am na ko fi fanaan ñu ne ko si jabaru imam moo fi fanaan moom mu dem sous préfet moom si boppam mu dugg dégg ba mu déggee bon gis naa ko mu jël téléphone am di mel ni kuy enregistré xaw ma nag ndax am na son ou pas mais après ñoom nag bañ demee ñu ne dina am li ñu def loolu état noonu lay demee bon ok ñun rafetlu nañu aussi seen taxawaay ñoom bañ demee def li ñuy def léegi le mardi vers les environs de 22h ci laa jot benn appel bu jógee police Guédiawaye ñu ne ma war nañ ñëw pour jëlee fa population bi parce que yéen a doon wax naan fii amul sécurité nangam et puis dafa lëndëm pour balaa ñu def benn intervention il faut ñu jël imam bi ak njabootam yóbbu leen feneen waaw loolu aussi ñu koy rafetlu parce que liñ ñu digoon def nañ ko ñun foofu tam am nañ pouf de soulagement parce que aussi loolu rek moo doon suñu problème parce que mbir mi nekk fii ba pare ñooñu di fi fanaan loolu moom wax dëgg yàlla amul kenn ku ko doon mën a supporter voilà loolu aussi rafetlu nañ ko parce que jëlee nañ leen fa tranquillement yóbbu leen loger leen stade Amadou Barry wala ñu yóbbu xale yi mooy taalibe yi moom imam bi ñu yóbbu ko ravin ak ay soxnaam. Bécaye. oui Bécaye bu ñu la déggee baax kon kër ga fu mu ne nii kenn newatu fa maanaam évacué nañu kër gi. li may wax ni c'était le jeudi. c'était le jeudi. wala kër présentement kër gi sax am nañu fa. fee yi la lay nekk di la raconter. fee yi laa lay nettali comme yow daanaka yéen da ngeen xaw a tardé moo tax. fee yi la lay nettaliwaat ba fi ñu toll nii. c'est ça ayca voilà léegi nag mu gën a gaaw tuuti rek Bécaye. voilà jeex na voilà léegi nag le vendredi la sapeur ñëw pour def seen intervention. vendredi balaa sapeur def seen intervention am na ki ñuy naan monsieur Fallou Gueye bu nekk Reptilianium kooku moom il m'a contacté il est venu me voir le mardi avant même que maire bi di ñëw ne ma man spécialiste la ci comment dire ay reptiles man sama liggéey mooy jàpp jaan ay yeew ay ñoomin seen mais dama koy gete ko mooy damay takk ginaar benn buum bu def ay 15 mètres pour nax mbir mi mu ñëw loolu day laaj patience ak tranquillité mooy il va le faire ci diggante une journée ba mun na def une semaine amul kenn ku koy déranger ci lenn te du toj lenn c'est ce qu'il m'avait dit loolu am na ay témoins yu ko dégg voilà léegi nag moom moo ñëw à 10h le vendredi commencé placer ay appaam mooy tax lu mat ñetti ginaar ak distance yu gudd xaar léegi nag moom li ma ci jaaxal mooy deful 30 minutes sapeur ñëw ak matériel bu mucc ayib indi lépp lu ñu waroon indi arsenal bu doy waar ba koñ bi yëpp di tàccu ne suñu jàngara sa afaru na léegi nag moom ba mu placé li muy placé sapeur ñëw na indi ay perceuses yu am doole indi matériel yu mucc ayib di dajji fu nekk déjà moom mënoon na génn jël ay bagages dem ñibbi ne man li ma bëggoon aw ma ko parce que y a trop de bruit il a pas fait bon à ma grande surprise ma gis ko muy def conférence de presse mu ne fii amul dara ndox moo fi nekk bon loolu moom vraiment ñun daf ñu jaaxal léegi nag ñu ne ko sëñ bi kaay mu ñëw ñu ne ko kañ dem nga wax ñu ndox mi fan lay jógee ak bruit bi nu muy def mu ne ñu ci kaw lay jógee ñu jël paanu ndox ki nekk ci kaw dañ ko ne parce que dafa am ñu dëkk ci kaw ah ñooñu aussi dañ leen fàtte mais ñoo gën a tiit kuy tiit am na benn famille Gomis bu nekk ci kaw d'accord bon foofu maire boobu si boppam nelawatul parce que aussi moom këram moo nekk ci kaw kër imaam nekk ci suuf noonu lañ tabaxee HLM yi léegi nag foofu noonu lañ jox suñu benn boy bu tudd Pape Traoré mu yéeg ci kaw jël paanu ndox sotti ko ñu ne ko Pape sotti nga mu ne paan bi jeex na ñu ne ko noonu ñun dégguñu dara mu ne yéen mu jëlaat beneen paan sottiwaat moom le soi-disant expert mi ngi taxaw ñun ñu ngi taxaw moom déggul dara ñu ne ko sëñ bi mu ne naa ñu ne ko li ngay wax noonu retiré moo damal taxawee na le moom dañ ko écarté. kon finalement yéen résultat yi ñu leen jox dalul seen xel. non loolu da du résultat. loolu du résultat du résultat ñun nag yàlla daf ñu dimbale ba sunu àll boobu ñu nekk am nañ fa ay professeur am nañ fa ay ingénieur
am nañ ay boy yu joobee ONAS am nañ maanaam domaine boo soxla. d'accord am na fa. foofu expert waaw. foofu la wax lu yanul maanaam. d'accord léegi kon situation bi fi mu toll mooy ñii dañu ne ndox la finalement loolu rapport bi nga xam ne moom la non seulement préfet joxe. ak ñi nga xam ne ñoo fa newoon ak sapeur pompier situation bi ni ñu ko jàngatee muy Mamadou Fall di Serigne Saliou ak Pape Madiakhaté mooy ñoom askan wi résultat bi ñu teg seen loxo dalul seen xel. loolu sax du résultat. mun naa ko wax du résultat ak respecté naa trop nag ñoom autorités yi. mais du résultat d'accord ma bàyyi la Bécaye nga may ma tuuti ma bàyyi la peut-être ak rédaction bi peut-être dinañ am ay quelques questions mais foofu la mbir mi mujjee Fall. Bécaye juste rek pour ñëwaat ci li nga waxoon sànq. dañu xaw a tardé ci information bi pour leeral la ni tardé wuñ ci ñu ngi ko doon suivre parce que ba ci jour bi nga xam si ci lan woowe woon sapeur yi et tout suñu ndaw mi ngi woon foofu te jël nañ ko en direct ci sunu ay édition dafa fekk ni rek yow lan gis nga ëpp ni looy génn moo tax ñu la doon bàyyi nga yaatal waaye ngir leeral rek dégg nañ ni li nga xam si moo di bruit bi ku nekk naan bruit bi day mel comme ndox kii naan day mel ni ay yuuxu yow mi nga xam ni foofu nga nekk wala dem nga ci lii est-ce que mën ngaa dikkaat ci bruit bi ni dégg foofu lan la dëgg-dëgg. bon man personnellement bokk naa ci ñi taxaw ne yeew la li tax ma ne yeew la mooy nit boo dëkkee ci quartier am fi 43 ans juddoo fi am nga sañ-sañu taxaw ne type d'animal bii moo fi mën a nekk parce que da nga faa fowee ba léegi nii ñun foofu la ñuy dem di entraînement wi xam nañ ne amul gaynde amul jësit amul bukki n'est-ce pas ñun nag reptile bi ñu fi xam bi nga xam ne ba léegi nii am na fi ca mun nañu war ne am na fi mooy yeew parce que jaan amul doole bi nga xam ne mun na vibrer noonu yeew lañ supposé moo tax ñu ne yeew la léegi nag bruit bi ni muy def mooy da ngay dugg ci biir espace bi nga dégg muy def yenn saa sax day mel ni luy ronfler def noonu lay def te loolu noonu ma lay wax nii monsieur le maire ba astafurlah maire am Aïda Sow Diawara ba mu ñëwee dégg na ko sous-préfet dégg na ko léegi nag ci gàttal ba ñu ñëwee vendredi bi ba sapeur dafay intervention dafa sapeur dañoo am lu fu ñu tajul ba 17 heures jot préfet ñëw sapeur def rapport am ne leen fii dara nekku fi sous-préfet def conférence de presse libéré population bi ne leen fii dara nekku fi mais matul 5 minutes waxuma 10 minutes de 5 minutes le bruit a repris ci kanamu préfet ak délégation ak ay adjoint wu Aliou Sall ñoom seen wàll bopp ñoo waat sapeur mu dellu si ñoom ñoo waat sapeur mu dellu si sapeur ba mu ñëwee seetaat na gisul ñu dem ñun nag ñu rafetlu loolu parce que aussi mënoon nañ bañ a waat sapeur ñun rafetlu nañ loolu parce que ñoom mënoon nañ bañ a waat sapeur mais sapeur ñëwaat na mais Bécaye est-ce que sapeur am na les moyens nécessaires ngir mën a xam lan moo nekk foofu parce que yow tu es convaincu que ni Boa moo fa nekk 43 ans ku ko nekk ci bërëb la nga fay xam ñu bëri duñu fa xam Géejawaay zone la boo xamante ni yàgg nañ fa dégg loolu reptile bi ñu fay dégg moom ak Pikine booru dexu meew la loolu lañ fa yàgg dégg ay yeew donc yow tu es convaincu que ni yeew moo fa nekk mais est-ce que tey jii foog nga ni sapeur matériel yi ñu indi woon mënoon nañ ko jàpp bu fekkee ni également affaire bi mu ngi persister ba léegi yow lan ngay xaar ci sapeur yeeg autorités yi. waaw pour leeral nekkul ne damaa confirmer ne yeew moo fa nekk parce que confirmation mooy da nga ko gis man dama supposé bi fi ma ko teg c'est pour justifier samay propos mooy xam nañ ne tel ak tel animal amu fii lii moo fi am moo tax ñu jàpp ne loolu la man loolu laa wax. gisuma ko amul kenn koo gis nag. ça je vous le dis je persiste kenn gisu ko. mais bruit bi persiste na ñun dañoo jàpp ne ni muy vibrer am na doole bi nga xam ne et puis bâtiment yi HLM ñoo ko tabax seen fondement du ay fondement caaxaan béton bi dafa armé dafa diis lu oyof mënu ko yëngal moo tax ñu ne kon lii la war a doon. foofu c'est très clair léegi nag matériel yu sapeur indi wax dëgg yàlla man dinaa xaw a je suis mal placé pour dire ba xam c'est adéquat ou pas parce que voilà man personnellement du ma sapeur du ma aussi musuma jàpp yeew xaw ma nu ñu koy jàppee. du ma mën a wax ba xam man na matul. en tout cas man daal li ma gis samay bët bagage bëroon na trop te bëri na ay jàppal bàyyi rek ñoom seen indi nañu fa ay marteau 15 kilos am na ay affaires yu xaw a sophistiqué yu ñu fa indi yooyu moom man ba ñuy def loolu dugguma ci biir parce que loolu seen liggéey la man je me suis mis à l'écart donc di leen seetaan mais xam naa ne daal wax dëgg yàlla ku ci nekk dugg na ci biir tax rip ak suuf génn di joxe ay compte rendu bon effectivement man moom wax dëgg yàlla jox na ma cër moom parce que man maa doon laaj ñi ngi dugg di xool nangam loolu foofu waaw bon de toute façon ñi ci gàttal dañuy rafetlu intervention bi gouvernement bi def parce que ba léegi nii police mi ngi fa ça prouve que état bi mi ngi fa bàyyiwuñu waaw état bi mi ngi fa bàyyiwuñu léegi nag samedi matin la waajooju ma leen wax ci jógee Anne moo ñëw Reptilium kooku noonu moo ñëw woo madame Aïda Sow Diawara mooy maire commune bi ne ko fii dara amu fi jot na sax jàppanteeg sam benn xarit parce que kooku daf ko ne carrément war a wax dara amu fi neel gisuma dara amu fi te bruit di am nañ wax dëgg loolu mënul nekk
léegi présentement kër gi en question dañoo évacuer ña fa dëkk wala. ci loolu laa ñëw ñoom évacué nañ leen depuis jeudi à 23h. léegi nag ci loolu laa ñëw léegi nag ba mu wootee moom Aïda Sow Diawara mooy maire bi dafa woo préfet ne ko sama ki ma fa yónni woon confirmé ne dara nekk fa kon léegi luy solution préfet ne ko kon dañuy envoyé ay nit ñu fatt pax bi ñu libéré ñëpp dem population bi nu mu tuddati famille imam bi ñëw fanaan si. mooy dañoo war a tabax ci journée bi mu fanaan si. ñun quand on a reçu l'information on était catégorique et ferme ne kenn du ko tabax. parce que li fi nekk mi ngi fi duñ ko tabax. léegi nag bañ concerté suñu biir aussi on réfléchit ñu ne non ñun duñ fi nekk di xëccoo kenn di xeex ak kenn parce que xamewuñ ñu ko. n'est-ce pas lii moo tax nit ñi xamuñu mais bu dul loolu kenn xamuñu ñu ne non duñ def loolu ñun on est civilisé ñu ne leen léegi dem leen fàtt li ngeen di fàtt ñun ñi ngi leen di xaar ñu taxaw les bras croisés moment boobu noonu man maa ngi def sama conférence de presse ma jékki-jékki gestu gis maçon bi di daw ñu ne lu muy daw mu ne li mu dégg fii nii amul luy tax mu koy tabax loolu ñun wax ñu ko maçon bi ci boppam maçon bi doon tabax mooy daw benn paa bi mu àndaloon mairie bi la jógee mais paa bi moo wax jiit ci biti dafa daw génn ñu wax ko en direct ma ne ko kaay Sen TV mi ngi nii waxal mu wax en direct ne man li ma gis li ma dégg bokk amul kenn kuy tax ma dugaat fii maçon moo wax loolu ñëpp dégg nañ ko waaw léegi nag après moom préfet bañ ko rendre compte sous préfet moo wootewaat ne doomu imam bi dinaa la jox 10 000 francs nga wut maçon booy bi ne ko non man mënu ma wut maçon parce que lii nii du man maay ji responsabilité di ci dugal kenn ñun nag ma xamal la dara on a été très correct gis nga bañ jokkoo ba état bi ñëw ci lañ ci pare c'est-à-dire pare mooy duñu wax kuy dugg ku du dugg ñun fële lañ taxaw man mi personnellement amul bu ma woowul ne mun na ko dindi mën na ko demal gis léegi daal fi mu nekk nii Bécaye kon dañuy toog di xaar fu situation bi di mujjee bon voilà léegi nag ci biir loolu ñoom booy ba mu waxee mënul loolu pour jeexal ñoom dañ leen ne fii ngeen di fanaan mooy da ngeen di ñibbisi ñun ñu dem ñoom stade bi ñu leen yóbbu woon ñu dem fa gaar seen i oto ne booy ne taaliba yi yéeg leen taaliba yi ñoom duñu yéeg il faisait 0 heure ñu mujjee dox leen kon ñoom ñu dox ba yegg si man heure boobu noonu mi ngi ma fekk sur place avec mes amis y avait la mais Bécaye li Pape Madiakhaté wax sànq baaxul kër gi duñ ko dajji benn yoon rek yii loolu moom ñun du suñu wàll wax dëgg yàlla kër gi dafa am beneen kër bu nekk ci kaw beneen famille mi ngi ci kaw mais bruit bi fenn lay yëngoo nañu dajji foofu yónnoo mais bu calmé ay 3 heures du matin ñi ci kaw mun nañu ko dégg voilà léegi nag problème bi mooy du ñoom kese ñoo nekk en insécurité man mii di wax ak yow sama kër mi ngi nekk 4e maison am na kenn ku nekk à gauche à droite te mën naa yëngu ba yegsu la kenn xamul dañoo xam la jërëjëf Bécaye ñu ngi lay sunu wàllu mooy wax nguur àtte te nguur wax dëgg yàlla def na kéemtulaay kàttanam parce que alkaati yi ñu ngi fa mooy bàyyeeguñ ñu am nañu yaakaar ne dina am solution jërëjëf ñu ngi koy gërëm bu baax kooku di Bécaye moom Guédiawaye la ñu doon wooye Pape Madiakhaté la situation nag yaakaar naa xaw naa doy waar tuuti c'est-à-dire à la fin doo xam sax naka lañ koy mën a saafara waaw moom laa lay wax sànq nee naa la mbir mi fi mu toll nii day jafe nga wax ci wala nga dindi ci parce que moom wax na la nee na la bu fekkoon ne sax dañ ne kilifa yi autorités yi defuñu dara wala ñëwuñu wala dañ leen tànkamlu nga ne waaw foofu problème la parce que citoyens yi moom état bi ñoom la fi nekkal kilifa yi ñoom lañ fi nekkal parce que ñoom la ñuy liggéeyal comme nag ñoom nangu na ne moom ñëw nañu def nañu te ba léegi ñu ngi fa ñoom it fu mu toll nii seen xel dalagul ba tey la leen gars yi wax ne dara newu fa seen xel dalu ca fu mu toll nii nag xanaa dañ naan rek état bi na continuer def ay moyens bu jaree mu tamit mu daal di def ay moyens yu gën a conséquent ñu xool naka la ñu mën a régler problème bi parce que aussi ak lu mu mën a doon aussi état bi amul droit tamit daal di bàyyi ñi nga xam ne ñoom ñoo fa dëkk ñu daal di nekk ci situation de crainte situation de peur boobu seen xel dalul parce que nag état bi lii responsabilité am moom mooy garantir la sécurité des personnes et des biens ba seen xel mën a dal ba seen kaaraange mën a mat donc loolu il faut que état bi continuer ci ñoom nag ñooy xool yan moyen la ñu mën a xool bu fekkee ne am nañ possibilité ñu jëlee ña fa nekk ñëpp daal di recaser leen feneen daaneel ko mën nañ ko def am nañ moyens yi nañ ko jéem a def bu fekkee ne nag ñoom leneen la ñu gis nañ ko def de toute façon situation bi moom fu mu toll nii état bee ci des kilifa yi ñoom ñoo ci des population bi seen xel dalul ñoom fu mu toll nii ils sont dans une situation boo xam ne seen xel dalul donc nag ñu ngi woote wàllu ñu ngi yuuxu wàllu ba léegi je pense que état bi moo war a jël solution ak lu mu ci mën a doon na jël solution soit mu jëlee leen fa ñoom ñëpp ñi fa dëkk ci côté ba daaneel kër yi gas ak moyens yu muy mën a def wala mu xool nan lay dem mais waru leen bàyyi ci situation boobu. te li ci dommage mooy day andi tiitaange ci askan wi wax dëgg yàlla day andi peur tuuti te bëgguñu di dëkk ci ay quartier wala ci ay gox yoo xam ne da nga ciy nekk waaye da ngay ragal. mais tiitaange am na ba pare tiitaange am na ba pare. di dégg bruit boo xamul lan la te leer na leen di li koy def lu imposant la lu am doole la lu dàq maçon buy tabax.
maçon boo xam ne dañu ko doon pour mu tabax mu lu ko dàq agent wu maire yi tere nelaw famille ba fa dëkk ak ñu nekk ci kaw dafay indi inquiétude mais man pour man état bi a pris ses responsabilités d'autant plus que yóbbu na fa sapeur moom mooy les techniciens mais ndax doy na li ñu non mais ndax doy na wala doyul c'est-à-dire yóbbu nañu fa sapeur y a la police qui est là-bas sapeur xool na gisul dara l'agent de la direction reptilium bu Hann nga xam te ni ñoom seen xel dafa màcc ci wàllu reptile bi mu fa demee nee na gisul dara nee na dara newu fa ce que l'État peut faire mooy fatt turu bi delloo la famille mais bon en toute responsabilité bu ci dara xewee également état bi jël responsabilité am xam ni ñoom ñoo jugé woon nécessaire ni dara newu fa ba delloo fa famille bi mais Kals yi dafay xaw a jafe ngir wax ci kii nee na la 43 ans laa fa def voilà juddoo fa yaroo ou 43 ans ma nekk ci bërëb fii li fi faral di am yeew la donc teesu yeew moom la ñuy gën a avancé ni yeew moo fa nekk li ci des nag xëy na borom xam-xam yi mën na am bu ñu wàccee bërëb ba mën nañ xam ni xëy na am na yeneen yoo xamante ni peut-être ça relève du mystique loolu rek moo fi des parce que lu kenn gisul bruit continuer bu doon sama kër la dama naan xëy na aspect mystique laay gën a dem xooli ji. am na ñu ne jinne la de. waaw mën na nekk jinne mën na nekk jinne. mën na nekk jinne moom sapeur mënu ci dara. mën na nekk ninki nanka. waaw mais jinne la ninki nanka nee nañ c'est. jéem a dajale daal ñi ne jinne la. comme que ninki Bowaale Ndiaye Dragon. comme que nee nañ ninki nanka c'est l'incarnation de njiin ci benn boa bu mat. mën na nekk ninki nanka mën na nekk leneen c'est-à-dire mën na nekk lu ne. mën na nekk lu ne. jërëjëf noonu la ñuy jaaree sax marqué benn pause et puis dellu si waat wax ni que deuxième sujet bi nag ci la ñuy ñëw dugg léegi mu intéressé ñu ñun bu baax muy li nga xam ne war nañ koo daloo fii ci Ndakaaru muy Massalikul Jinaan. léegi Kals ma yokk ci rek nii. jot naa léegi benn information que li nga xamante ni urgence sax la ñuy wax. Dalifort. waaw pipeline yi nekk ci booru raay bi ñoom ñooy tàkk day tàkk ñooy làkk waaw mooy pipeline yi jaar ci suufu raay bi. image yaa ngi nii d'ailleurs y a mbaa defagul musiba. non ñu ngi lakk y a Chérif Dia qui l'a partagé ci suñu WhatsApp rédaction bi. Chérif Dia bu TFM voilà donc image yaa ngi nii waaw c'est donc pipeline yi voilà quoi. c'est sapeur bu fekkee ñu ngi ñuy déglu. ak ñi ci mën a def. nañu dem wàllu ji waaw ñu dem wàllu ji quoi. nañu dem wàllu ji am na solo loolooy breaking news. Allez, tout de suite on enchaîne avec deuxième sujet bi ñu marqué benn pause et puis dellu si waat.
wallahi woyu mi ngi ko dippee Bamba Touba liggéeyu nag Xaadimu Rasuul moo yegg si ba tey ji ñuy inauguré ci Ndakaaru Masalikul Jinaan di liggéey boo xam ne tàmbali na ba bokk léegi Sénégal di ko ndamoo bokk na ci jumaa yi nga xam ne ci àddina bi mën naa wax ni ci ñu gën a bàyyi xel ci taar gi ak niñ ko defaree ci yaatuwaay baak la mu ëmb yëpp xam naa ni sax waxtaanee ko day xaw a doy waar waaye dañ ciy cof tuuti rek waxtaanee ko ci jotaay bi ndax bokk na ci liy rafetal image yu Sénégal dinañ ci jokkoo léegi nag jéem nañoo xool suñu desk bu religion bu groupe Futur Média Oustaz Ndiaga jéem nañ ba sonn naka noonu jili dinañ ci jokkoo keneen koo xam ne ñu ngi koy wax Oustaz Pape Anne moom nag dafa dal lool ci këru diine yi moo xam bu Tivaouane mbaa bu Touba raison pour laquelle xew-xew boobu nga xam ne ñu ngi ko jagleel diine moom dina ci jokkoo ak ñun léegi ci kanam sama rédaction nag ñoom dañu màcc lool ci actualité moo taxit bi ñu yegsee ci lii nga xam ne concerné na diine waaye tamit concerné na Sénégalais yëpp ndax boo ko gisee rek sa xel déjà day dal da ngay gis ni image bi dafa rafet lool boo bokkul sax ci yoonu murid day sedd sa xol moo tax ñun ñu waxtaanee ko tuuti Mamadou Fall xam naa ni bu ngeen fa demul it gis ngeen image yi comme ni ko Sénégalais yëpp constaté démb mu amoon arrivé wu xalif général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké di ko ñaanal lool mu yàgg fi te wér Mbacké balaay sa te mu yegg si Ndakaaru démb nag Ndakaaru neexoon ci ngoon gi ñuy waajal fii ak vendredi inauguration wu jumaa bu mag boobule. ni nga ko waxee Kals ki nga xam ne moom mooy xalif général bu Mouride Serigne Mountakha démb daal di egsi fii ci Ndakaaru ngir daal di war fee amal am ngan gu xaw a yàgg fii ak ay bés yi ñu jëm ngir mën a rek dalloo li nga xam ne moom mooy jumaa Masalikul Jinaan mi nga xam ne yàgg na boobaak léegi ñu ngi ci liggéey yi liggéey yi nag fu mu toll nii yemb na ni nga ko waxee ku fa demul it gis nga image yi te macha allah rafet na lool foo ko natt rek weesu na ko ñu war ko dalloo mu doon loo xam ne dañu koy rafetlu benn ndax këru li nga xam ne moom mooy këru yàlla la grande mosquée juma moom li ñuy wax moom déjà dañu koy rafetlu ci loolee waaye beneen aspect bi ci am solo mooy man li ma ci gën a rafetlu mooy benn jàngat boo xam ne dama ko cee am muy lii day firndeel ne ñi nga xam ne ñooy seen askanu Sénégal de façon générale askanu murit en particulier day wane ne rek ne lépp loo xam ne song nañ ko bëgg koo daan rek mën nañu koo song parce que boo xoolee lii dërëm ñaar dërëm ñetti dërëm junni ñaari junni doomi aadama yi askanu Sénégal de façon générale ñoom ñoo ci dugg ku ci nekk def ci sa la nga xam ne moom moo ci sa kattan ak sa poche la moo attan ba tey ji mu daal di taxaw day firndeel na ñit ñi lépp loo xam ne rek bëgg nañu cee taxaw ngir mu daal di rek ngir mu mën a mat ñu mën ko matale mën nañ ko def tey jii nii ni nga xam ne noonu lañ ko defee nii ci jumaay Masalikul Jinaan tabax néegu yàlla nii mu jekk daal di ba nit ñi war cee mën a ñëw ngir jaamu yàlla ëllëg bu ñu soxlaa leneen nit loo xam ne weesu na loolu nit ñi war nañ mën nañ ko def donc loolu benn leçon la. diine ñor na leen Sénégal moom. effectivement xaw ma lu leen ñorul waaye diine moom ñor na leen. effectivement donc loolu dafay doon loo xam ne jàngat la boo xam ne mën nañ ko cee tibbee ne lépp loo xam ne bëgg nañu ko rek bu ñu ci sooboo mën nañu koo song mën nañu koo daan donc loolu daal dañu koy rafetlu en tout cas jumaa jàngook rafet na loolu jekk na lu ñu song daan ko lu ñu song daan ko Youssou ko waxoon lu ñu song daan ko te lii mbégte la moo xam ne wax dëgg yàlla yoonu murit am na ko waaye képp koy jullit it am na ko ndaxte néegu yàlla moom ku sañoon di ko gis sa réew boo xëyee dëgg la Kals néegu yàlla ku sañoon di ko gis sa réew boo xëyee mais fii particularité bi moo di pour la première fois ñoom grande mosquée grande mosquée su ma nee murit te ma séparé mais grande mosquée ci dimension bu toll nii waaw ci Ndakaaru grande mosquée ñoom une très grande mosquée murit à Dakar loolu mu nekk la première fois deuxième fois bi mooy xam nga li xalif général murit di ñëw Ndakaaru bariwul boo dee xool sëñ Mountakha sëñ
sëñ Bassirou non sëñ Mountakha ak sëñ Baara sëñ Baara sëñ Baara ñoo ñëw Ndakaaru ci li ma fàttaliku ñu teral leen sëñ Baara defe naa ñu Ablaye Wade moo ko teeru woon sëñ Mountakha tey jii boo dee xool képp kuy murit képp kuy moo xam nga bokk ci beneen tarixa ñëpp daje woon nañ tey maase muy démb dalal ko ngir teeru ko Ndakaaru te boo dee xool maanaam ànd gi mbooloo mi ànd man Kals benn image rek moo ma ci jàpp sama xol bi sedd moo di boo xoolee image yi ñu ngi koy wane ci réseaux sociaux yi mooy Baye Fall bi parfum tali bi ba cuuraay ko. waaw di am parfum na am na ko cuuraay waaw di parfum mooy ci booru Castor bi gëm-gëm rek. Baye Fall bi yor ñaari butéelu parfum. ndeysaan di taalibe la sax. ndeysaan di parfum tali bi. ndeysaan ngir teeru sëñ image bu rafet. ngir teeru sëñ bi maanaam loolu day wane ni. gëm-gëm degré de gëm-gëm bi. gëm-gëm bi ñu am ci sëñ bi. sëñ bi nga xam te ni moo fi toogal Serigne Touba ñëw ci Ndakaaru mbooloo mi yëpp daje muy inauguré li nga xam te ni nag moo di juma ju mag a mag a mag ci biir Ndakaaru ma dégg ci seeni waxtaan ñu naan ndamu Serigne Touba ci Ndakaaru. wallaahi ndax Serigne Touba lu mu daj ci Ndakaaru bind na ko. wallaahi bind na ko lu mu daj na fi lu métti. kon tey bu ñu demee ba taxawal fi nag grande mosquée bu rëy. Massalikul Jinaan. nga xam te ni liggéey bi rek juróom-ñaari at ak ay weer la. wallaahi juróom-ñaari at ak ay weer. wallaahi ñu def ko ci biir xoolu Colobane. bu ñu la nee ndamul Serigne Touba la ci ca digg biir Ndakaaru dafay sedd xol. wallaahi kon àjjuma ji incha allah. ñun mooy ñëpp ñu laxasaayu rek. nekk dem fekkee inauguration bi. wallaahi waaw di jaajëfal nag ñëpp ñi nga xam te ni def nañ ci seen doole comme ni ko Pape ma jaxate waxee. ay doomu sénégalais lañu. ñu def seen poos def seen doole. ngir taxawal jumaa ju mag joojee. ngir fësal rek liggéeyu Serigne Touba. waxtaanee Masaalikul Jinaan nag ba mu jeex te am Saaliw nekk sa wet te boole woo ko ci moom erreur bu mag a ngi noonu erreur bu rëy ngi noonu fi mu ne nii daal dañoo waroon def ndànk rek tàllal ko loxo yi moom sëñ Saaliw mi nga xam ne moom la ñuy àndal ci rédaction bu King FM balaa ñuy jokkoo ak moom mi nga xam ne yegg si waat na dama bëgg ñu seeti kenn koo xam ne nawloo nañu lool xam-xamam ci diine waaye rafet gi mu rafet ci ëtt yëpp muy xam bu Touba mbaa buy Tiwaawan wala muy Njaasaan di Pape Hann di kenn ci ñun moom la ñu boole ci waxtaan wi le ndax xew-xewu diine la boo xam ne àddina yëpp a koy bàyyi xel ci àjjuma ji groupe Futurs Médias nag am ci taxawaay bu am solo ndax bu ngeen seetloo tàmbali nañu plateau yi sax ci télévision bi ngir gën leen wan li nga xam ne moo di néegub yàlla boobu te Xaadim Rasool mën naa ni liggéey ko fi ci Ndakaaru ci Sénégal ba tey ji ñu fas yéene ko ubbi àjjuma ji ñu jëm dañ ciy jokkoo ak Pape Hann comme ni ma ko waxee léegi nawloo xam-xamam te mu rafet lool ci këru diine boo dem moo xam Tiwaawan Njaasaan wala Touba Pape Hann ñi ngi lay nuyu te di la ziar ci suba si. ñu ngi lay fay Kals ñu ngi lay ziar bu baax di am mbégte di nuyu waa King FM yëpp ak auditeurs yi King FM di leen ziar bu baax a baax a baax. Pape Hann dañuy dallu li nga xam ne moo di Masaalikul Jinaan waajtaay wi yàgg lool waaye ñu mel ni ku ne bëggoon a gis jumaa ji pare tey ñuy waxtaanee li nga xam ne moo di ubbite gi war a nekk ajjuma démb xalif général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké ñëw Ndakaaru mbooloo mi teeru ko xel dal ci xew-xewu diine bu toll noonu ban jàngat nga ci am. xanaa di am mbégte rek di ñaanal xalifa bi Serigne Mouhamadou Mountakha Mbacké yàlla bàyyi ko fi mu yàgg fi lool te wér ak mboolem xalif généraux yi na ci biir réew mi. njàngat bi mooy tey jii l'islam dafa amati ndam la yàlla waxoon Seydina Muhammad ni ko yéefar yi kat seen yitte dëgg mooy faagaagal la yow yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba l'islam du am ndam jamonoy dem ba am lobby boo xam ne ñu ngi ci àddina seen yitte mooy fay l'islam waaye bis bu nekk rek l'islam di gën a yëkkatiku bis bu ne l'islam di gën a am ndam la yàlla waxoon yonent bi alayhi salaatu wasalaam ni ko di nga gis mbooloo akuk mbooloo fàtte ko wutal si la yow rasulullahi iza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'ayta an-naasa yadxuluuna fi diinillahi afwaajan bu ko defee nag fa sabbih bi hamdi rabbika ndax wastaghfiru dajoon nga ay coono demoon nga sax ba naan waaw ndax lii jar na ko say mbokk bàyyi la waaye nag bu boobaa yéeg ma yiir lu sa xol yëg ni yaa ngi naan lii lu ko jar waaw fa sabbih bi hamdi rabbika wastaghfiru innahu kaana tawwaaba na nga jégglu sa borom nag ndax yàlla nangu waa ko tuub la waaye mbooloo ak mbooloo fàqe ko wutal si la tey jii Kals boo demee ca Makkatal Mukarram nga xool mbooloo ma fa nekk ci ay doomu aadama nga xam ne bii yàlla yónni Sayyidina Muhammad ay mbokk ma ko kontur bañ ko di ko fexeel pour faagaagal ko àdduna yàgg na noonu boo demee ca Madinatu Munawwara nit ñaa ngay yuuxu ña ngay jooy ña ngay saraxolle ngir borom tëraay ba jumaa ja day fees ba ci biti fees nit ñay daw ngir ziyaar yonent bi alayhi salaatu wasalaam waaye yonent yu jeex missionnaire yi jeexuñu
al ulamaa warasatul anbiyaa yi borom xam-xam yi wuutu yonent yi kenn ku ci ne yàlla bi xéewalee réewum Sénégal ci sunu mag ñu tedd ñu baax ñi nga xam ni kenn ku ci nekk rek boo ko jëlee not na continent waaw Cheikh Seydi El Hadji Malick radiyallahu anhu jàmbaar ja maam bu kunta limaamu Cheikhu Thiénaba Cheikh al Islam maam Khalifa alhaji Abdoulaye moom alhaji Ahmed Baro Ndiéguène maam Cheikh Omar Foutiyou Tall maam Seydou Ba ak ñi ma limul ci réew mi nga xam ni ay wëliyu la kenn rek not na continent ba ci Cheikhul Khadim mi nga xam ni liggéey bi ko borom bi subhanahu wa taala liggéey loo bi ci coono yu ne Sëriñ Bamba daj ko pour lan bëggoon a fay lislaam na Seydina Muhammad dajee woon coono waaye tey jii day waxuma Touba boo fa demee mbooloo may fàqe ko wutal si sëriñ bi waaye fii ci Ndakaaru di capital fii ci Ndakaaru ñetti fanam ya fii ci Ndakaaru coonoom yoo nga xam ne jànkonte na ak moom nga xam ne bu ñu la koy nettali koor ga mu jóge ba mu jógee Mbàkke Baari jaar lu jeewal jaar Louga départ dem Ndar wuy ji bureau gouverneur départ foofu di ñëw Ndakaaru sëriñ bi nga xam ni keroog woor la ñëwee ak coono kiif mu yaakaar ne bu ñëwee dañ koy teg fu baax rek mu daal di ndogu daal di mën a noppalu waaye bi mu ñëwee dañ ko dugal ci néeg boo xam ni matul ñaari mètre ba wax ko ba mu tegee tànkam ci néeg boobule ràbb ñooy nekk ca biir néeg ba ràbb yi wax nañu ne dafa sar deret ja sar waaye taxul mu ni ndax wax nañ ko ni liggéey bi onk lay bañ waaw liggéeyam boobu nag tey jii la yàlla la ko yàlla fayee l'islam yëkkatiku ba jumaa ji nga xam ni mën Sénégal mën na tiitaru ne Afrique kenn dàqu ñu jumaa l'islam mën naa tiitaru ne mi ngi yëkkatiku l'islam mën naa yëkkatiku ne tey jii murit amul ndam tey ci am ndam mooy ci saxoo kalimatu laa ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam alors oustaz balaa ma lay bàyyi xel réaction bi kon mën nañu jàpp ni yow mi nga xam ne macha allah ni ma ko waxee ëttu këru diine yu bëri saafonte nga ak ñoom xam nga leen te miin nga leen lool na nga fay na ñu dalal la it tey mën nañoo jàpp ni kër goo ci dugg rek ci ëttu yooyu yëpp seen xol sedd na ci ndam li nga xam ne yoonu murit amati na ko ñëpp kër yëpp a bëgg te bu bés ba di nga yëg ni kër yëpp a bëgg ndax kër yëpp incha allahu taala daañu ñëw jëm julli ji ca Masalikul Jinaan xam nga réew mi réew la moo xam ni mag ñi duñu ñaar benn lañu problème bi mooy ñi nga xam ni kenn xamul lu ñu doon ñoo fi indi ay werante indi fi ay problème waaye mag ñi ci seen biir kenn ku boobu liiree seen i bind jàng seen i bind amul benn bind bu Cheikhul Khadim wax gaaruwaale benn mag mbaa bu Seydil Hadji Malick wax mbaa bu Cheikh al Islam wax mbaa bu Maam Khalifa mbaa bu nitu yàlla yi na ci biir réew mi kenn ku ci nekk ki leen jommal ñu bëgg ko ba feebar mooy Seydina Muhammad mag ñi rasulullah yi dañu bëgg ba lekkunu naanunu xoolu Cheikhul Khadim nee na ana xaadimu rasul te ba muy départ daf jegi ci la ne alamani rabbi fi safina alamani rahmanu fi safina bi annani xadimu zil madina yàlla ci boppam tuddee na ma maay liggéeyal yonent bi fan la ma ko tuddee mu ni ca gaal ga xoolal sa moom Seydil Hadji Malick amul benn jëf bu may yaakaar ëllëg lu dul bëgg rasulullah kon Sénégal réew la moo xam ni tey man su ma demee Touba na may nekkee en l'aise te ñoom xam ñu ni Pape Hann mii kat taalibe Seydil Hadji Malick la façon teraanga gu ne damay nekkee en l'aise gëm Cheikhul Khadim bëgg ko mais gëm li mu bind gëm fi ko yàlla teg su ma demee kër Cheikh al Islam gëm Cheikh al Islam sopp ko gëm li mu bind xam fi ko cër bi ko yàlla jox kër moom Khalifa noonu ba rawatina kër Seydil Hadji Malick boo demee kër Seydina Limaamu gis nga ku yàlla deful ci yow dara kenn du la topp te mag ñi liggéey ba ñu liggéeyoon liggéeyuñ ko pour ñoom boo xoolee dund gi ñu dund di mu gàttee boo xoolee ñoom dund gi ñu dund di mu mettee ñoom mag ñi boo xoolee dund gi façon seen façon dundin daawuñu nelaw daawuñu lekk jaamu borom bi subhanahu wa taala defar ay doomu aadama ñooñu ñooy sagu yonent bi alayhi salatu wasalaam sunu mag ñi ëllëg ñoom la yonent bi alayhi salatu wasalaam di tiitaroo sunu mag ñi ëllëg bu nekkuloon ak ñoom fii ci Sénégal dara du ko jar kon tey jii kat jumaay Masalikul Jinaan ji al Masalik mooy soobuwaay jinaan mooy aljana Cheikhul Khadim téeréem boobu nga xam ne mooy Masalikul Jinaan nga xam ne jàngale na ci naka la ñoo jullee jàngale na ci naka la ñoo génne asaka jàngale na ci ay mbeddel al Masalik maanaam ay yoon la ay du benn yoon yooni aljana yi ndax aljana juróom-ñaari aljana la wala juróom-ñett maanaam aljana bu ne noo fay jaaree boo jàngee téeréem Sëriñ Bamba boobu ba am ngërëmal borom bi subhanahu wa taala moom la ñu dippee jumaa ji di Masalikul Jinaan muy suubuwaayu aljana ay suubiwaayu aljana nga xam ni murit moomu ko tijaan moomu ko xaadir moomu ko laayin moomu ko ki moom jumaa ji muy jullit loolu moo neex sëñ Mouhamadou Mountakha Mbacké sëñ Mountakha yal na ko fi yàlla bàyyi te wér nee na keroog day ba tubaab bi indee fii suufu si Dakaaru Cheikhul Khadim suufu si Dakaaru ber na
waaye jumaa ji tax na suufu Ndakaaru bég na kon ca nga yégee ni suufu Ndakaaru bég na jullit ñi bég nañu ëttu kër yi diine yi kenn ku ci nekk am na mbégte waaw te yenn taalibe yi rek ñoo fi nekk di indi problème taalibe bi wax lii wax lu ëpp sëriñ taalibe bee wax lee mais suñu sëriñ si tey bu jotaay amoon du dugg ci néeg jotee ñoom ñooy dugg seen néeg waxtaane seen i mbokk waxtaane seen cofeel ndax mu baax gi dox diggante ëttu kër yi diine ji Kals réew la moo xam ne daal kenn la Sénégal gépp bëgg te gërëmee ko suñu mag ñi ñoo ñu nëbbu seen bopp fexe ba ñu xam yonent bi alayhi salaatu wasalaam fexe ba ñu bëgg Seydina Muhammad fexe ba ñu bëgg borom bi subhanahu wa taala kon jaam bu yàlla nar a dimbali da ngay fonk mag wallaahi salaatu saameex bari na koo xam ne ay mbiram yëpp cag na bari na koo xam ne ay mbiram yëpp yàqu na bari na koo xam ne mi ngi ci ay tolof li ko yóbbee mooy di diingat mag te mag ñi yàlla may na leen raw di diingat wëlliyu te wëlliyu boo ko diingatee wala nga wax lu ñaaw martabaam ci boppam moo lay fàtt kon suñu magu réew mi yenn yàlla fayal ko allahumma amiin Cheikhul Khadim mii tey fa mu tëdd xolam sedd na mag ñaa ngi koy ndokkeel ci njabootam liggéey biir ñu liggéey démb sëriñ ji li ñag nee na marché yi ñu gërëm leen ndax marché yi rek kees ya ñu fa tegoon barkeelu juróomi dërëm ya ak fukki dërëm ya ak ñaar fukki dërëm ya nee na ba ñu ko dajalee nekk na 1,3 milliard nga xam ne réew la moo xam ni solidarité am na fi réew la moo xam ne bëggante am na fi waaye gëm nañ suñuy sëriñ bëgg nañu yonent bi alayhi salaatu wasalaam dëgg la ba Serigne Saliou waaw Kals yaakaar naa waxtu yi am na solo te tamit lépp imaam tënk na ko muy liggéey bu am solo bi nga xam si def nañ ko ci Masalikul Jinaan waaye tamit boolo gi nga xam si dinañ ko ci nemmeeku ndax néegu yàlla rek loolu day wane ni ñëpp ko bokk ñëpp ñoo bokk Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam te tamit lii ndam la loo xam si muy murit muy tiijaan muy xaadar muy laayeen ñëpp ñoo ko am yaakaar naa waxtaan bi am na solo trop. kon oustaz ñu ngi lay gërëm ci kàddu yooyu nga xam ne yëkkati nga ko ci suba si jëm ci li nga xam ne moo di ubbiteeg juma jooju ñuy xaar àjjuma yéen nag ngeen war ci am taxawaay bu am solo ak télévision Futurs Médias ndax xam nañ leen bu baax ci xew-xewu diine yi. jërëjëf Kals am nañu mbégte gërëm waa King FM nag jaaral leen yàlla na yàlla gën leen a yëkkati amiin darajey Sidina Muhammad insha allahu taala xam nga télévision Futurs Médias bii def nañu plateau tey jii daañu ko defaat noonu lañu koy toppee ba ouverture bi jeex incha allah ngir téléspectateurs yi nekk ci biir réew mi nekk bitim réew am na ñoo xam ne ñëwunu ñii mënuñoo ñëw ñii ngi coon bi ñëw ñoom ñëpp seeni xol mi ngi fii ci Masalikul Jinaan ak télévision Futurs Médias insha allahu taala di la gërëm El Hadj Papa Hann di la bëggee bu baax ñun nag dañ laa bëgg moo tax waxtaan wi ñu boole la ci te di la gërëm di la ñaanal ñoo la gën a sopp yàlla jërëjëf di soppay Seydina Mouhamed moom it ñu naw loo xam-xamam bu baax dellu siwaat xëy na ci bu weesoo xëy na mbirum diine bi nga xam ne waxtaane nañ ko solidarité bi di lu ñu souligner bu baax maanaam bi ñu ne dañuy tabax lu mel nii wala dañuy taxawal néegu yàlla bii di Masalikul Jinaan sénégalais ci boppam ñoo njëkk am volonté wu def ko rawatina yoonu murit ñi nga xam ne dañoo gëm Xaadimu Rasuul tey topp ndigal ñoom it ñu am ci taxawaay bu am solo muy signifier beneen solidarité bi nga xam ne nekk na ci ñun sénégalais rawatina doomu aadama yi nga xam ne ci yoonu murit la ñu nekk di ay jullit yaakaar naa li ci ëpp solo Pape Hann wax na ko te tamit ngir commencer loolu rek mooy fi ñu daanee la sànq la ñuy jëlaate Kals muy juma d'abord bu ñu ko waxee mbirum yàlla la néegub yàlla la mbir la moo xam si Seydina Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam moo ko santaane ñu koy topp te tarixa bu fi mën di nekk tamit mooy bi nga xam si mooy moom nga gëm te wax naa la sànq ne la Serigne Touba képp koo xam si bokk nga ci yoonu murit di wax beneen tarixa loo ko warul wax dafa fekk ni jàngoo wala kon jàngoo mbindum Serigne Touba loolu moom lu wér la kon keneen koo xam si tamit jóg na ngir wax Serigne Touba leneen tamit safaan walay doon yaakaar naa tamit yoonu murit ñoo baaxoo bu fekkee ni am nañ ngir defar dara ak lu mën di doon ak nu dayo ba toll dinañ def seen kemtulaay kartan ba loolu noonu taxaw wax nañ ni jumaa ji xayma bi toll na ci 20 milliards xam nga ni loolu noonu nekkul ay caaxaan am na ci ay taalibe yoo xam si milliards lañ ci def kon yaakaar naa bu fekkee am na ñu ci def milliards rek loolu noonu doy na sëkk sànq nii rek ñi ngi am fu ñuy liir Serigne ki yore kàddu yoonu murit di Serigne Bassirou Mbacké moom Serigne Abdoul Khadr di wax ni njiitul Ecotran daal dina voilà Abdoulaye Sylla def na 2 milliards ci liggéey bi te bëri na ay taalibe yoo xam si noonu la demee woon waaye nag
am na ñu fësalul sax. am na ñu fësalul mais nag Kals képp koo xam si def nga ci saw ñaq tamit di nga ko gisaat wala di nga am lu ko ëpp ndax Serigne Touba moo ko wax ndax moom ku ko liggéeyal rek dina la fay waq di xawaa ijjee lazina daamoo fi xidmati wahab lahum maaraamoo loolu Serigne Touba ko wax te tamit mbir la moo xam si yoonu murit wax naa la sànq ne la moo yàgg baaxoo noonu liggéeyu jumaayu Touba booy xool noonu la mel ba jusqu'à présent doo àgg jumaayu Touba boo xoolee jumaa ji nekk fi am na ñuy wax waaw am na ñuy wax naan jumaa ji ak jumaayu Touba jën ñoo ëpp jumaa ji moo ëpp am na sax ñu ne Afrique waaw jumaa yi Masalik waaw mais même man hier j'ai posé la question dañ koy confirmer c'est-à-dire jumaa ji moo ëpp ci Afrique du jumaa yi ñu ngi ko lal ci suuf soo xamante ni 6 hectares la toll Allahu akbar boo dee xool li nga xamante ni moo di minaret bi la ñuy wax en français xaw ma ci wolof nu mu tudd soror bi mu ngi ci diggante 75 mètres ak 78 mètres. Allahu akbar. yaa ngi dégg. mu ngi mën a accueillir li nga xam te ni moo di 30 000 personnes 30 000 personnes lay accueillir. ci biir ak ci biti. waaw 30 000 personnes mooy ci biir ak ci biti yëpp à l'intérieur nag mooy ci biir fi nga xam te ni foofu mooy esplanade bi foofu 7000 personnes lay jël boo dee xool ci wàllu jigéen ñi place yu jigéen ñi 3000 personnes. maanaam muy ñetti junni doomu aadama ci wàllu jigéen ñi mooy fi leen xàllal juróom-ñaari junni mooy ci biir jumaa ji ak lu ëpp ñaar 20 000 c'est ñaar fukki junni doomu aadama ci esplanade beeg li wër jumaa jeeg yooyu bu la boo ko boolee mu nekk 30 000 personnes maanaam fanweeri junni doomu aadama lu jumaa ji mën a jël ñu lal ko ci juróom-benni hectare def ci xayma ci wàllu koppar lu tolloog ñaar fukki milliards président de la république Macky Sall itam teel na ci dugal loxoom juróom-ñaari milliards la ñu wax ni moom la ci def Abdoulaye Sylla Ecotra ñaari milliards yeneen mbokk taalibe murit yi waa Isbu ñi nekk ci bitim réew ñëpp dugal ci seen xaalis ba def jumaa ji mu nekk jumaa ji nga xamante ni moo gën a rëy ci Afrique de l'Ouest bokk itam yi gën a taaru ci Afrique de l'Ouest lépp ngir wane ne rek nit ñi defuñu lu dul bëgg rek liggéeyal Serigne Touba ngir am ngërëmam alors ci waxtaan bi ba tey balaa ma jeexal am na keneen koo xam ne junju naa ko sànq bi ñuy tàmbali sujet bi nga xam ne moo jëm ci jumaay Masalikul Jinaan moom it ci yoonu Serigne Touba mu ci def liggéey bu am solo nekk koo xam ne nawloo nañu xam-xamam moom it mu ñuy gunge ci desk religion bu groupe Futur Média Oustaz Ndiaga Seck moom la ñuy jokkool léegi ci téléphone bi xew-xew bi wax naa leen ko xew-xewu diine la waaye bu am solo la ndax bu weesoo Sénégal mi koy bàyyi xel mën naa wax ni Afrique ak àddina bi yëpp ñu ngi koy bàyyi xel di ajjuma bi ñu dëgmal di liggéeyu Xaadimu Rasuul mi nga xam ne moo tax tey ñuy ndamoo jumaa ji di Masalikul Jinaan Oustaz Ndiaga ñi ngi lay nuyu ci première radio digitale bu Sénégal King FM te di la dalal ci suba si. waaw asalaamaaleykum. waaw sama waa ji. waaw Kals. ziar naa la de. yaa nga ca rajo bu mag ba de. waaw yaa dégg nga loolu. wallaay loolu mooy rajo bu mag bi. bilaay yaa ko wax de oustaz ñi ngi lay ziar bu baax te di la dalal ma ànd nag ak rédaction bu King FM Serigne Saliou Seck Mamadou Fall ak Pape Madiakhaté ngir waxtaanee li nga xam ne la ñu dëgmal démb nag arrivé bu xalif général des Mourides sëñ Mountakha Mbacké neexoon lool sénégalais yi waa Ndakaaru génn teeru ko ngir waajal bés bi nga xam ne ci la ñuy ubbi jumaa ji. waaw Kals ginnaaw bu ma nuyoo ba noppi rek maa ngi nuyu kilifa yooyu nga xam ne ñoo fi toog sëñ Jaxate moomu ndeysaan nit ku baax la dégg naa ay waxtaanam kuy bàyyi xel la cosaanal réew mi waaw te it miin na ko da koy waxee na nga xam ne noonu lay amee solo. dëgg la oustaz. moo tax boo dee wax na ngay sóoraale ni ñu bari dañuy lay déglu. waaw loolu dafa am solo ba noo ngi lay ziar baax di ziar Kals moom nga xam ne moom sama xarit la. dëgg la oustaz yàgg na lool te ca toog teg toog. ba tey Oustaz Ndiaga Modou Fall Oustaz Ndiaga am na yoo xam te ne waroo ko génnee ah. toog teg Modou Fall ci yow lay ñëw. sama xarit nga yow maag yow. waaw. booba yépp xewut. dëgg la waaw maa ngi Modou moomu noo doon ànd nekk ca RFM ja. dëgg la ci bu rëy ba bari yoo xam ne ñoo ko lijjantee. wallaay jërëjëf waaw sant yàlla nag. ni nga ko waxee Kals. dafa am loo xam ne. waaw du ma fàttee nuyu te seen techniciens yeeg ñooñu man xam nga ba léegi King daanaka day rajo bu mag bi moo tax mënuguma yegg ci kaw. waaye dinaa ñëw nuyonteeg ñëpp. bu soobee yàlla waaye li am solo daal mooy. lu musta am ci àddina dafa am.
musta am ci Afrique it dafa am moo di ku démb ku ñëw xool daje teeru bi am ci Ndakaaru am Sénégal parce que ma nga tàmbalee njaareem Touba bi sëriñ bi génn ba njaareem ba agsi fii nga xam ni mooy Ndakaaru sëriñ bi moom xamal na boppam ni bëgg na sëñ Touba waaye sëñ Touba daa mat a bëgg daa mën boppam Calze defe woon nañ ni teeru bu toll noonu mënatu la am waaye démb ku taxaw fii ci pont Hann bi ci EMG bi mu fay jaar ngir nag ci ngay xamee ni Serigne Mountakha Mbacké kóllëre ko bàyyi ba àddinay tukki ndax Mbaye Guèye moom la jox kër Sëñ Touba gii mu war a wàcc mu defare ko noonu mu ko defare moo tax foofa la ñu taxaw xaare ko fa mais li garaaw mooy gis nga lii bi mi démb dama toog ki ma toogal ma ni ko teeru bu mel nii ak xataay bu mel nii ci président Amérique ba kere bi mu fiy ñëw rek noonu booba la fi am Obama muy Obama dëgg la de booba xat-xat booba la amee la fàttali dëgg la waaye ngir wan la ni la lépp Serigne Touba la Serigne Touba mel noonu daf ko bindoon wax ko ni nivali wa ibqaa'i wa fawsi bila ana bi kaw nii xaddimal Moustapha tatabayyanu waaw nee na boo bëggee xew da ngay ñëw ci man ndax damaa yor yëpp waaw Sëñ Tuubaa dafa yor yëpp dafa yor xew yor xéewal yor zahir yor baatin saadata daarayni waaw loo fa wut rek am na fa sëñ Saaka way na ko kon loolu moo waral àddina sépp maasa nañu xam nga jumaa ju mel ni di Masaalikul Jinaan ñu war koo ubbi nga xam nga ni nga def nii sax yow Calze ku garaaw nga parce que xam nga ni Njaga Sekk mooy borom jumaa waaw loolu de leer na Njaga Sekk mooy borom jumaa wallaay loolu leer na waaw defar jumaa nga jël ko ni ko kay wax ci jumaa waaw ànd nañ tourné ci jumaa de kenn du ma gis ci leneen waaw Calze Calze jumaa dafa bari day mbiru yàlla moo xamee ni du ma ko rax déedéet waaw doo ma gis ci leneen déedéet lu jumaa doo ma ca gis wallaahi man communication maanaam te cellule communication yàlla ba ca laa bokk fi ndeysaan waaw moo tax bugguma ñu di ma rax ci leneen ñu di ma gis ci leneen bés bu ne ñu di ma waa lu tax gisuñu la ci nangam man leen yàllaa tax wallaahi nanguma dem wallaahi nañ bàyyi rek wallaahi nañ ma bàyyi ndax jumaa dafa fort jërëjëf communication yàlla fu ca nekk da nga war a gérer mais Calze li gën a yéeme mooy jumaa ji ni ñu ko defaree jumaa ji façon biñ ko defaree ak temps biñ ko defar ak melo yu mu am xam nga dañ daan wax naan jumaa yu Tuubaa loolu xam nga ba léegi murid yi nangoo ñemeeguñ caa yeeg dañ daan wax ni jumaa yu Tuubaa Afrique de l'Ouest gépp amul waaye fi ne nii jumaa yi Masaalikul Jinaan naan na lépp waaw mais loolu Serigne Touba moo ko waxoon Serigne Touba moo noonu sama tay junne dina gàcceel sama démb waaw dellu ci waa oustaz jumaa ji nga oustaz waaw oustaz Ndiaga delluwaatal ci loolu Serigne Touba moo ni sama tay junne day gàcceel sama démb waaw mais nag bu ma defee tey bu subaa boo ko xoolaatee loola mooy dàq mooy gën a rafet mooy gën a kawe mooy gën a neex sëñ Bamba ko wax waaw loolu gis nga buñu demee tuuti ci kanam ci ñaari at ñu tàmbaliwaat leneen dootoo wax jumaa yi Masaalikul Jinaan gis nga bu ñu comprendre kan mooy sëñ Touba sëñ Touba te ni damaa attan sama sëf wallaahi nee na dama koo liggéey maanaam ni ma la ko mën a décrire mooy sëñ Touba dafa bind scénario bi ba noppi dem jouer film bi wallaahi waaw ba pare wëlbati ko waat ñibbisi nee na yàlla fay na ma loo xamee ni nit ñi mënuñu koo jeexal ndeysaan nee na nag gis nga ko bi mu ñëwee itam Calze ngir wan la ni la Serigne Touba l'islam a ko taxan a jóg Calze ngir wan la ni la Serigne bi l'islam rek ko taxan a jóg xam nga mënal nañ ni nañ defar kër Serigne Touba gi ci Ndakaaru waaye xool ko kenn déggu ko tax kër Serigne Touba gi mu bëgg mooy kër l'islam gii Calze Serigne Touba yàlla da koo fay xam nga fay gi mooy lan ca maa yomba la toog defar fa jàkkay boppam di fa jullee dend ak quartier gi jàkkaarloog ñoom wut ñaa ay xeer wërale ko foofu chaque jour mu di fa jullee xam nga lu capitaine ba def dafa ñëw ni Bamba nee na capitaine ba ñëw ni Bamba jàkk xewu fi bul nu tàngal sa jullikaay bi xaju fi fekk booba nee na bu quartier gay liit Bamba daal di nodd ñuy maaj mu kàbbar noonu ba far ko gedd
ñëw ni Bamba jàkka xewu fi daal di ñëw tasaare jàkka yi nee na njool màkk ni fa cëpp ni ko am nga maxraja da nga tabax jumaa ju rëy fa Jurbel kenn du ko julli kenn du julli yi normal da nga tabax jumaa ju rëy fa Touba te lee nga dellu Daaru Salaam ak Touba tey Serigne Touba moomu def loolu ñu tasaare jàkkaam ca Mayombe mu ñëw waxuma la dina déranger nag dina déranger parce que dafa def lu déranger ndeysaan xam nga lu ma ci mati yokkal léegi waaw mati mu King FM waaw nee na gis nga ñetti fan yi Xaadimul Rasuul def ci Ndakaaru te bu ñuy wax jaar-jaaram boole ci port bu Ndakaaru bii nee na tey foofu la port boobu ñuy tudd ci jaar-jaaru Serigne Touba fa la bagage yi jaar ñu andi ko Ndakaaru diggante port boobu ak Masalikul Jinaan matul 1 heure de temps fa la bagage yi jaar ñu dugal ko ci jumaa ji tey tabax ko defar ko ba jullit ñi di ci julli ak yoonu murit muy ay misaal yoo xam ne rek mën nañ koo xaw a méngale ci jaar-jaaru Serigne Touba xam naa ni nag buñ koy waxtaanee moom Xaadimul Rasuul fi la ñuy yenn baa ñu fanaan fi du xaaj te du jeex du xaaj te du jeex waaw ayca bismillah damay tëj ci ñaari guddi Ndakaaru yooyu ñetti dafa metti woon parce que tubaab yi ñoom ñoo programmé jël ko dugal ko ci benn néeg boo xam ne sëñ jëmmi sëñ Abdou Khadre ni mu tuutee woon sëñ Abdou Khadre ëppoon sëñ Touba wallaahi dañ koy dugal ci néeg bi dañ ko boole cadre bi maanaam dañ ko boole buntu bi rek frappé waaw te buntu néeg bi nee na bi mu duggee ma nga fa fekk ay ràbb lañ fa def ak i paaka nee na bi ma nee tegg sama tànk ci kaw ràbb laa ko teg dafa bënn ba ca kaw sëñ Tuubaa nee na foofu damaa nar a nag bu ma doon keneen damay saytaane daf ma ni yëkkatil sa tànk bañ a duggaat waaye nee na damaa yàkkamti ràbb gi yegg ba ma yëkkatiwaat beneen tànk bi teg ci jërëjëf Serigne Touba yàlla ku ko lebal guddi ku ko lebal ker mu fay la guddi wallaahi oustaz waaw yàlla ku ko lebal ker mu fay la guddi wallaahi oustaz daal xam naa ni bu soobee yàlla dinañu jokkoowaat ak yow parce que jotaay bi duñ ko bàyyi fii ba ajjuma bu soobee yàlla dinañ ci dellu siwaat am na ay mbir yoo xam ne rédaction bu King FM sax ñu ngi koy waajal di la gërëm bu baax ci disponibilité maa ngi nii Masalik waaw du ma fi jóge fi la ñuy fanaan daanaka fi la ñuy yendu fi la ñuy defee lu leen ci soxla rek incha allah daañu ci ànd ak jeex na kon rédaction bu King FM dina ci jokkoo ak oustaz Ndiaga mi nga xam ne ma nga fa fii ba ñuy inauguré mu nekk nag loo xam ne lu ñuy rafetlu la ñu nit suñu programme bu ñu xëyee dinañ leen ci baaxee ay xibaar naka noonu ci àjjuma ji ñu jëm incha allahu rabbi ci 9-11 ñu nit bu ñu xëyee dina am melokaan boo xam ne dinañ ko mel ak yéen ci 9-11 jëm ba 11h ci inauguration bi nga xam ne ñu ngi ko jagleel Masalikul Jinaan mu mel ni waxtaan wi bu ñu koy tënk foofu rek lañ ko mën a tënk maanaam liggéeyu Serigne Touba la. Kalse dana neex de. ah xalif général des Mourides bu fi war a def presque une semaine. Ndakaaru neex na ba noppi Ndakaaru. neex na ba noppi. dana neex loolu waaye waaw ni nga ko waxee la liggéey Serigne Touba la dañ koy rafetlu rek comme ni ma ko waxee woon lii day gën a firndeel rek ne Sénégal réewum diine la islam sax na fi loolu te saa bu nu xëyee rek di ko gën a fësal Masalikul Jinaan firnde bu wér la ci di ko rafetlu tey gën wane ne rek Sénégal aussi ñëpp ñi nga xam ne ñoo fi nekk benn yoon wi ni ko sëñ Saliou waxee foo mën a féetee rek yoon wi benn la li ñuy waxee naan ni faral di waxee naan tous les chemins mènent à Rome noonu la ñu mën a waxee ne tous les chemins mènent à Dieu yoon yi ñoo bokkul rek waaye jëmuwaay bi benn la loolu da koy firndeel di rafetlu lii ti xam ne daal àjjuma incha allah moom yoon wa benn lay doon muy Masalikul Jinaan. Ne bougez pas, c'est l'heure de la pub. lii mooy bëri maana yow tamit danga bëri maana rendez-vous en octobre.
annoncé nañu couleur bi nga xam ne bu ñu yeewoo ajuma incha allah ci ubbiteeg juma ju mag jooju di Masalikul Jinaan ñun nag bu ñu xëyee incha allah ajuma dinañ leen defal 9-11 boo xam ne spécialement ci loolu lay dem Oustaz Ndiaga dina bokk ci ñi ñuy jokkool on sera également en direct foofu ca Masalikul Jinaan xaw ma Serigne Saliou laay yebal xaw ma Pape Madiakhate laay yebal ndax waxtaane Masalikul Jinaan moom ba mu jeex ak Serigne Touba te am Saliou te boole woo ko ci moom erreur mënu ko wees waaw erreur weesu loolu moo taxit bu soobee yàlla bu ñu xëyee ajuma dinañ ci ànd ak yéen ndax liggéeyu Xaadimul Rasul boobu àddina yëpp di ko fésal te di ko xaar kon dañuy jeexal parenthèse boobu n'est-ce pas Serigne Saliou et puis ñu joxante dig daje may fàttaliwaat ni dafa tombeek weeru safar wi nga xam ne ñi ngi waajal màggaluk Serigne Touba gi édition yi nga xam ne moom ngeen di faral di dégg ci rajo bi ak li ñuy waajal yëpp dinañu nekk ci couleur boobu gunge leen ci ba màggaluk Touba gi waaye dinañ ko tàmbali ajuma ci Masalikul Jinaan Serigne Saliou mi ngi noonu dinañ ko tàmbali dinañ ci amalu liggéey bu am solo ba bés ba tamit ñu jéem ci li nga xam si moom lañ ci man yaakaar naa commencé nañ liggéey bi daanaka calze te tamit mën nañoo bàyyi ba wóyal li nga xam si moo des léegi ci 9-11 ci 9-11 jërëjëf Serigne Saliou Seck moom bokkoon na ci jotaay bi waaye day wéy ak ñun ndax ci kanam mi ngi ñëw ci revue de presse bi damay dalal sama ñaari soxna yi nga xam ne ñoom it yegsi nañu muy Kumba Ba ak Dior Mbodj xaritu Baye Cheikh yegsi na ajaratu Dior Mbodj ànd ak fegook ajaratu Kumba Ba damaa bëgg ngeen dem màkk moo tax ma leen di ci toftal ajaratu yi damaa bëgg déwén daal bu ñuy teeru ñu boole ci ñi ñuy teeru waaye Kalz Baye Cheikh nee na man sama dem màkk kenn du ko jël au sérieux nee na kenn du ko jël au sérieux xanaa boo àndee Kumba Ba mu tane tuuti xañ na mu tane ma wàllaale ko tuuti ñu ngi lay nuyu di la ziar ñu ngi leen koy delloo am mbégte di jàkkaarloog yow comme d'habitude acca Kumba Ba ginnaaw bi ñu dalalee rédaction bi ci subaak léegi ñu ngi jàll ci beneen sujet boo xam ne daf ñuy yitteel ñu nit ci ay altine bu ne muy lépp lu jëm ci dundinu sénégalais yi tey am reportage boo xam ne Ndeye Mati def na ko ci ñi nga xam ne ñooy jaay d'habitude ci mbedd yi ñu nekk rek ci jamonoy nawet te ku wax nawet wax ay loraangeem ñi nga xam ne des fois dañuy jaay te dañuy teg rek seen jumtukaay ngir mën a jaay amul dara lu nekk lu leen tiim moo xam mbaar la wala boutique ñoom it dañ leen di faral di sóoraale ci jamono yi moo tax ñu def ci benn reportage boo xam ne dinañ ko waxtaanee léegi. am na solo muy ñi nga les boutiques à ciel ouvert ni nga ko waxee. boutiques yi nga xam ne dañ leen di teg ay jaay bërëbu jaayukaay la mais amul dara loo xam ne moom mooy protéger li nga xam ne moom mooy seen étal yi du coup kon ngelaw leek poussière beek nawet bi xam nañu tamit dégâts yu muy def souvent mu nekk ay jafe-jafe yoo xamante ni bi faaw ñu indi ci ay saafara ndax comme ni ñu koy waxee Kalz biir kaso la boo xam ne amul caabi lu ci xës ba dugg dootul génn joor. mu nekk lu am solo lool kon jot nañu def ci ab taxaw seetlu muy njaay yooyu nga xam ne dañ koy faral di teg rek ci mbedd yi te daanaka dara du ko wër boo koy xool nag askan wi ci boppam dañ koy faral di jëfandikoo waaye leer na leen ni ñoom it lañu koy jëfandikoo mën na leen a indil musiba mbaaba Kumba soxna Kumba kon jot na ñu bàyyi xel bu baax a baax nit ñi rek jëfandikoo ndax ni nga ko waxee rek biir moom lu ca xis ba dugg mën nañ ni dootul génnaat wala nag dina la indil musiba mbaaba Kumba kon dañuy teewlu reportage bi ci Ndeye Mati Dieng def. bii ak marché lenn dong moo leen wutale te muy waxaale bi. puus-puusam la teg sotti ci daanaka lépp luy xeetu lekk te moo ne de boutique mbagg la bu exposé njaayam ci naaj bi. Amadou mooy xale bu góor bi war a toll ci 20 fukki at ak ñeent sol t-shirt ak tubéy bu ñuul moom mooy ki moom boutique bi. alimentation laa jaay meew borne ba warga man amoon naa fi place ci biir boobu marché bi mu lakkee rek moo tax ñu daaj nii suñuy puus-puus taxaw non man sama produit du nekk ci naaj midi laay xëy ñëwee sama parasol laay tax xam nga alimentation loo xam ne dañ koy consommer naaj bi baaxul boo muy nekk ci kër yii day jógee Gambie yii gars yi ñoo koy importer fii comme ay couscous ak meew waa instant bi nawet bi mu ñëwee dama am ay base bu ñëw rek damay muur bu sebetee man laa liy jaay sama bagage musul tawte bu ma gisee mu xiin rek ma muur xam naa ne daal ci laay suturloo. Fatou Agne ay fruits lay jaay ñàkk tooy xepp ndax li ko naaj bi tiim ne sax yenn saay ay pertement la leen di jural ndax li muy nëbal seeni lekk. banaana ak pomme raisin ci naaj bi waaw su yàggee ci naaj bi rek gaaw a yàqu non amuñu beneen taxe parce que ci naaj bi lañ ne dañuy takk parasol mais heure bi parasol du ko ji ndax oto yi mais su dee marché bi dañuy takk parasol mais heure bi oto yi day bëri dañuy tekk parasol yi su desee dañ koy delloo ci consulat démb rek damaa perte démb pomme laa jënd damaa perte. soxna si ne donte lekk gi ci suufu naaj bi lañu ko teg terewul mu fiy jëndee ndax ñoo gën a yombale. soo gisee en fait ñu jënd si ñoom ñoo gën a moins cher loolu moo tax ñu jënd si ñoom mais vraiment ay produits yu baax la ñuy jaay moom franchement bu kiyee dañuy def parasol loolu moo tax mais aussi tamit vraiment man d'accord ma mais ay produits bien la nag moom ma ko dalee commencé jënd ça fait 4 mois nag ma di ko utiliser di ko jënd mais vraiment gisuma ci benn loo xamante ni du kii la. bare na aliment yoo xam ne ngir ñu
wéy di baax faaw rek ñu denc leen fu sedd fii ci garage yu Petersen nag di itam marché safaan wi la ñu fi gis. mi ngi noonu di reportage bi nga xam ne Ndeye Mati moo ñu ko defal tey ci suba si jëm ci boutique à ciel ouvert yi nga xam ne nemmeeku nañ mais dafa bëri nag ci réew mi man dama koy delloo peut-être tuuti ci jafe-jafe yi nga xam ne nemmeeku nañ ko ci marché yi rek moo xam yeneen yi waaye bii daf cee bokk ndax yaakaar naa ni njaay moo xam ne de temps en temps day laaj ñu muur ko mu protéger ko mu bañ a laal naaj bi ndax mën na koo yàq des fois ci biir la jëm wala ci yaram c'est quand même un peu dangereux. mu ngi noonu lu dangereux la askan wi nag ñu ngi koy oyofal ndax am nañ ci bari ñoo xam ni yombagu law gi rek moo leen ci yóbbu ba tax ñuy faral di jënd bagage yooyu nga xam ni léeg-léeg sax bu weesoo li nga xam ne mooy conservation bi naaj bi nga xam dañ koy teg des fois dañuy dem ci ay magasin ñu jaay leen ko vrac maanaam jaay leen ko njëg gu yomb doo xam ni dañuy def ni date bi daanaka benn weer moo ci des wala li nga xam ni mooy des pour mu périmer bareetul bu ko defee ñoom ñu daal di dem ñu jaay leen ko njëg gu yomb ñu dikkaat ñoom tamit di ko jaay ñi nga xam ni ñoom ñoo di askan bi askan boobee ñoom ñuy def faral di ko jëfandikoo leer la leen ni lii date bi daanaka léegi mu jeex wala date bi tax passé na ñu dem di ko jaay te loolee nag mën na indi li nga xam ni moom moo di musiba mbaa ba kumba ci wàllu woowee nga xam ni ñoom dañ koy faral di jëfandikoo kon mu nekk loo xamante ni si lu doy waar la te nag ab danger la boo xam ni war nañu ci bàyyi xel bu baax xañ na nag bëgg lu yomb ak ñàkk sa gafa fees moo tax ñu koy def waaye ñoom ñoo koy def leer la leen ni li ñuy def ab danger weesu ko soxna Kumba Ba. noonu la demee parce que njaayum lekk quand même dafa am ay normes de sécurité ay normes d'hygiène yoo xam ne bi daf ci war a répondre maanaam amoo droit yow lekk parce que lekk bu nekk am na nuñ koy conserver am na ci aliments yoo xamante ne dañ leen war a def au réfrigérateur dafa war a nekk foo xam ne fu sedd la am na lekk yoo xamante ne bi warul nekk si naaj yaakaar naa naaj quand même baaxul ci produit yu bari parce que dafay dem ba yàq li nga xam ne moom mooy élément essentiel yi ci nekkoon te askan wi ñoom ñu koy jënd yomb na gaa mais après lan moo la ci mën a fekk comme danger parce que jëndee benn produit à 2000 francs après dem fajoo 15000 wala 20000 francs est-ce que jar na ko parce que Petersen Kals il faut ñu tudd ko man zone la boo xam ne heure bu ma fa demee man damay am lu ma choqué ndax da ngay gis benn potu meew bu rëy ñu jaayee la ko 500 wala 1000 francs fa muy jógee la bi xoolal benn parce que da ngay gis potu meew bu tuuti fii ñu jaayee la ko 500 wala 550 comment ngay expliquer nga dem ñu fekk benn affaire boobu ni quantité bu rëy ñaari kilo suukar ñu jaayee la ko 200 ñu jaayee la ko 200 gis ay pomme ay banane ay raisin yoo fruits yoo xamante ni bii ñu ngi ko teg mais da ngay gis dañ ciy wis ndox de temps en temps pour mu am aspect bees boobu noonu alors que boo ko jëndee bu dee da nga jëm fu sori comme genre Ndeye Mati gi nga xam ne ñu ngi dëkk booru Pikine bala ngaa yegg mu commencé lax mu seey sa kaw après est-ce que loolu war nga koo lekk bu dee Ndeye Mati la da koy lekk garaawul mais boo ko lekkee après lan moo la ci mën a lan moo la ci mën a fekk comme danger il faut que nit yi xam Kals dama yaakaar ba tey mesurer guñu danger yi nga xam ne moom moo nekk ci lekk parce que dañ ne yow mais ñuy contrôler lekk yooyu service d'hygiène dans tout ça Kals loolu aussi mat na ñu poser wu question parce que booy xool des fois bu ñu jubee ay tabaski wala ñuy waaj a koor da nga leen di gis ñu def ay saisie yooyu nag warul woon nekk rek événement man je me dis que ni nekkul ni saa yu ñu jubee événement rek lañ ko war def mais dañu ko war def de temps en temps ñuy faral di wàcc ci marché yi di contrôler produit yi nga xam ni date de péremption bi jot na ñu récupérer ko parce que tamit danger la bu nga xamante ne si mi ngi gette population bi wala nga ñëw nga gis ku ñu arrêté wala ñu jubla nga yëkkati as koppar daal di neexal ñu daal di lay bàyyiwaat nga toog yor sa marchandise loolu tamit du ñu mat a bàyyi xel la parce que tamit ñi ngi koy bàyyi muy jaay xañ na neexale na ak koppar ba tax ñu bàyyi ko muy jaay mais tamit mi ngi lor te loolu nag il faut couper le mal par la racine et ñu teel ko dindi parce que tamit mën na indil musiba askan bi ñu koy jënd ay mayonnaise ak ay corne bëf ak meew ak xeet wu ne léeg-léeg dañuy effacer date bi dañ koy xoos dañuy fekk date bi passé na ñu wut luñ ko tamponné xoosaat ko léegi nag nga dem jënd ko sa biir di metti di la indil ay problème yoo xam doo xam bëgg lu yomb nag ba fajoo jënd téeméer fajoo ñaari junni am na lu ko gën alimentaire nga xam ne mën na faat doomu aadama ndax Kals mbiru lekk dafa am solo parce que dañu ne boo bëggee xam li lay dal il faut nga xam yow li ngay lekk nga xam yow exactement li di dugg sa biir lan la te ci ñi di def santé dañ la naan ta nourriture doit être ton premier médicament maanaam moo la war a njëkk a faj
parce que normalement yow booy lekk lu baax lu sain. mais loolu nag xam nga ci lu ma ko gën a nemmeeku. Kumba doguma la. ci par exemple stade yi bu ay match amee wala ay làmb am la plupart ñiy jaay lekk yi déjà dara muurul seen boutique yi seen table yi waaye la ñuy lekk sax la ñuy jaay sax duñ ko tëj dañ koy ubbi noonu bàyyi ko ci. exactement poussière beeg air beeg on parle de pollution poussière beeg lu ne dugg ci yëppay ñëw dugg. des fois nag yenn gars yi moom sama gars yi ne xëy na moo koy safal mais danger ngi ci de. ba ci école yi am na jóge parce que bu événement amee wala mu jub si da ngay gis ñu jàpp ay quantité yu bëri ci ay produits yoo xam ne c'est impropre à la consommation. mais jël nañ ko jëm di ko yóbbu pour yóbbu ko fi nga xam ne ñu ngi wax ci événement màggal léegi mu ñëw. di nga gisaat service d'hygiène jàpp ay nit. yu doon jéem a rawale ay produits. mais ñan ñoo moom produits yooyu duñ la ko wax. jàpp nañ ay nit yu doon yóbbu ay camion produits mais xamoo chaîne parce que c'est une chaîne. te ñi leen di ñi koy diriger en général ay nit ay kilifa la ñuy doon. mais doo leen xam jamais. parce que ñi gën a lii di saa doon wax ñi gën a tuuti ci game bi ñoom la ñuy jàpp. mais ponkal yi doo leen gis jamais. dama bëgg nag ñu ñëw ci revue de presse bu Serigne Saliou ba pare ñu doog a tàggatoo moom nag daf ñuy jàngal li ci yéenekaay yi bu ñu xëyee bés bu ne fii ci la première radio digitale bu Sénégal on écoute revue de presse bu bés bi bu Serigne Saliou Seck bu ko defee ñu dellu si nag Ajaratu Dior Mbodj ak Ajaratu Kumba Ba ñu jëndoo jotaay bi ñu nag yéen. ndakaaru am na gan taxit daanaka yéenekaay yi nu xëyandool ñoom ñëpp a xëy di nu yëgal ni Serigne Mountakha Bassirou Mbacké gane si na ndakaaru muy l'Observateur, L'As, Les Échos, Vox Populi, La Tribune, Le Soleil, Le Quotidien, Enquête, Libération ba ci Critique yéenekaay ubbil l'Observateur journal Rue 15 angle corniche bi ne xalif général des Mourides kay démb teeroon nan ko ni ni teeroo boor. L'As ne Dakar kay tapis rouge la lalal Serigne Mountakha Bassirou Mbacké. Le Quotidien ne jëmm ju tedd ji kay démb bi muy dugg ndakaaru ba ni muy yeggee ca Masalikul Jinaan la ko toppoon ci mbooloo ëpp na. Vox Populi ne toll nañ ci ay junniy doomu aadama nekki taalibe yu àndoon ak mbégte mu rëy doon ko wane gannaaw ba nu jàkkaarloog seen wasila tax yéenekaay bi ne buuxante bu metti ba àggu ci lool moo fa amoon lépp nag ngir jàkkaarloog ku tedd ki. L'Observateur ne démb daal Masalikul Jinaan feesoon na dell te yëggagunu ca bésub inauguration. La Tribune ne jumaay Masalikul Jinaan jàpp leen ni lu tolloog 20 milliards ci xaalisu CFA lan ca def. El Hadji Mbacké yu faye ma yore woon liggéey ba moo ko xamle. Réew mi Quotidien ne démb daal li nu gis ci Ndakaaru ci bi nu doon gàttandu Serigne Mountakha Bassirou Mbacké soreewul ak màggaluk Tuuba lii nag di wane ni taalibe yi daal jàmbaar la nu Les Échos ne jàmbaar dëgg ci yoonu murit mooy ki jiite Ecotra. ci biir yéenekaay bi Serigne Bassirou Mbacké moom Serigne Abdou Khadr mi yore kàddu ko yoonu murit ne Serigne Sidi Mokhtar Mbacké ci ay jamono moo ko waxoon ni Abdoulaye Sylla dugal na ci liggéeyu Masalikul Jinaan lu toll ci 2 milliards ci xaalisu CFA ba noppi tàbbal lu ëpp 4 milliards ci liggéeyub dëkk bu sell ba di Touba te it jamono ji mooy ki sàlloo liggéeyub defaraat barabub Serigne Fallou Mbacké ba te xayma ga toll na ci 1 milliard lii lépp nag moo tax Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadr jàpp ne Abdoulaye Sylla ci taalibe yi man ci yoonu murit la bokk. yoonu murit bokk nañ ci ñi xotti tareet livre histoire générale du Sénégal. Le Quotidien ne moo taxit professeur Iba Der Thiam ma jiite ña ko doon bind xëy di leeral ci biir yéenekaay mu cay xamle ni dëgg la njuumte am na ndax nag ñoom jotunoo waxtaan ak ëttu diine yi ba tax muy xamle ni noppi nan ngir andi ciy joyanti waaye nag moo ngi ŋàññi bu baax ñi bëgg a porox ndolu ci mbir mi ngir xas ko. professeur Iba Der Thiam tëj wax ja ne yàlla rek moo xam lépp ki xamoon lu bëri ci xalam wuy ji na sunu borom. ubbil Le Soleil national yéenekaay bi ne bi nataalu Samba Jabare Samb la xëy fësal ci xëtam boole kooku dinu ko tàgge ba ci kàddu yi ko njiitu réewum Sénégal di président Macky Sall jagleele dem bay xamle ni ku mënoon la muy def nekk ca kàngam dem na. L'Observateur moom dem ba sori ci waxtaan wu yaatu mu seqoon ak Samba Jabare Samb ci la xamle woon ni Mouhamadou Mansour Sy moo mas a nekk référence am baayu Khalifa Tidiane yaay bi fi nekk di Serigne Babacar Sy Mansour la mas di déglu ba mu muccee ci mbiri àdduna yu bëri yu ci mel ni jigéen ak tuxum cigarette. ci biir yéenekaay bi mu ca doon nettali naqar wi mu nekkee woon gannaaw faatu ko ñaari soxnaam dem ba tàbbal ko ci aw tiis. Le Soleil ak L'Observateur ne lu ci man di am daal kàngam dëgg dem na ñu dem ñun xooli nekkiinu président Abdoulaye Wade jamono ji. journal Futurs Médias bi moo def gëstu bu yaatu ci président Abdoulaye Wade ca ba mu jógee ca palais de la République jaar teeru bi ba corniche bu Ndakaaru lépp L'Observateur becc na ko ci page 3 bu yéenekaay bi. page 8 bu Les Échos mbirum làmb moo fa nekk ubbil yéenekaay bi. journal bi ne saison 2019 làmb ji CNG joxoñ nañ ko ci baaraamu tuuma tax Mohamed Ndao Tyson yàq leen luy tàkk te du fay promoteur yi moom di waaj a daw làmb ji ñu daw ñun dellu ci page 3 bu yéenekaay bi. journal bi dinu xamal ni takk der yi daal dafa mel ne askan wi faaleetunu leen ndax nag gannaaw leen naa Oumar Ba Diédhiou manu agressé woon ca Tivaouane Peulh bii yoon benn policier brigade de recherche poste police bu wàq na Nimzat di wuyoo ci turu Samba Ndiaye moo àndoon ak i gaayam doon aaye dawalkatu sareet yi ñu tibbee suuf ca la jege filawoo ya waaye nag ca mujjantal ga dawalkati sareet ya seeni peel ak seeni xiir la ñu yore ba mujjee dàq ji takk der ya. ayca mi ngi noonu li ci yéene kaay yi ak Serigne Saliou Seck lañ ci àndaloon loolu nag moo yëkkati jotaay bi tey ginnaaw
bi may tàggoo ki nga xam ne mooy ajaratu Dior Mbodj ak Kumba ci studio bi xarit Dior Mbodj mu Baye Cheikh. Dior mu Baye Cheikh Dior mu Baye waaw. Kalsu del wax Alaaji Baye. Alaaji Baye Cheikh Alaaji Baye nay leer. mais Kalsu il faut que ma wax ak Baye Cheikh. waaw parce que dafa jox Dior ay pouvoir. waaw Dior xëy ne ma suba bul xëy si. déedéet kay parce que xaritu directeur la mu ne ma xaritu directeur la suba bul ñëw. bul ñëw ma ne ko dinaa laaj Kalsu. non yow ñëwal bu ko Pape Cheikh joxee ma ni jox na ma. dama ko mise à pied woon. kon ñëwal ñu ngi lay gërëm bu baax Dior Mbodj ci jotaay bi di gërëm également Kumba Ba mi nga xam ne moom la ñu àndaloon ñoom la ñu àndaloon ci sujet bu mujj bi nga xam ne ñu ngi ko jagleloon li nga xam ne tey moom la ñuy wooyee boutique à ciel ouvert. maanaam njaay mi nga xam ne dañ koy jaay jamono ji te duñu ko teg ci kaaraange gu leer loolu mooy reportage tey bi nga xam ne am nañ ko ci sociétal bi jërëjëf rendez-vous demain incha allah ci beneen jotaayu 9-11 ñu ngi leen di gërëm bu baax kon yéen